salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fu waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu waxtu wi rawatina nag yéen ñi nga xam ne yéen a taamu programme mu télévision Futur Média ñi ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam rawatina ñi nga xam ne nag ñoo waral coow li waral émission bi muy les Sénégalais de la diaspora maanaam fépp fu doomu Sénégal nekk ci àdduna bi moo xam ci sous-région bi la moo xam muy Europe moo xam muy Amérique moo xam muy Asie fépp fu doomu Sénégal nekk daal ñi ngi lay nuyu di la wax ne waxtu wi lañ leen ko jagleel heure bi lañ leen jagleel ak bis yi wax nañ leen ko mardi ak jeudi bu nekk ñu am rendez-vous ak yéen ngir nag mën a saytu mën a waxtaan ubbil leen antenne bi ngeen mën a jokkoo guddi yi ñu toll nag xam ngeen li nga xam ne moo wër àdduna bi yëpp waaye du tere itam ñu dugg ci yeneen point yoo xam ne amal na leen njëriñ yéen ñi nga xam ne yéenay doomu Sénégal te nekk à l'étranger nga xam ne nag groupe Futur Média bàyyiwu leen benn yoon rawatina télévision bi ubbil leen antenne yi ndax xam nañ ne fi ñu toll nii pour la plupart ci confinement la ñu nekk ñi ngi toog mënuñoo génn mënuñoo def dara ñu andil leen fii nag ñuy def le point ba noppi itam am foo xamante ne da ngeen mën a wootee ci téléphone yi jokkoo ñu wax leen tamit li nga xam ne moom mooy actualité jàpp leen ne daal seen émission diaspora moom moo ñëw mardi bu jot ak jeudi ñu fas yéene leen indil li nga xamante ne moo jëm nag ci xibaaru diaspora bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare tey ji nag dinañ dem ci dëkk yu bari yoo xamante ne nii suñu mbokk yaa nga fa ñoom i tamit di ñu defal ay vidéo di ko yónnee ak ñi nga xamante ne tamit dañoo nekk rek ñuy xool situation yi ñu nekk fas yéene def ak ñoom le point waaye li nga xam ne moo ci gën a am solo daal mooy antenne bi ubbil nañ leen ko kenn ku nekk ci yéen am nga possibilité wu bu ci kanamee Apulaay dina afficher numéro yi nga xam ne moo nekk au bas de votre écran ngeen mën a participer ci émission bi li nga xam ne moom la ñuy ubbee nag gis nañu ne bi nga xamante ne bi démb adresse à la nation bi chef de l'État muy le président Macky Sall def tamit am na point bu am solo boo xamante ne jagleel na ko ndax keroog itam dañ ko fee waxoon fii ne gis nañu ne li nga xam ne moom moo di dem mënatut a am liggéey mënatut a am lenn mënatut a am bu mënalul a am nag incidence bi dafay ñëw directement ci sénégalais bi nga xam ne moom moo nekk fii am na nag ay mesures yoo xam ne jël nañ ko tutaale leen ci génne ci lu mat 50 milliards yoo xam ne dañ leen koo jagleel naka lañ koy séddaleeg naka lay demee ak nan lañ ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko jox mu di sénégalais de la diaspora ñu jagleel leen ko nan la ñuy def ba seen njaboot gi jot fi distancing boobu nag eggaguñu ci waaye li nga xam ne wér na te wóor rek mooy wane nañ ne le chef de l'État daal fàttewu leen benn yoon ci mesures yi nga xam ne jël na ko gannaaw ba mu leen mastawoo ba pare boole na ci bu baax ñi nga xam ne mooy sénégalais de l'extérieur yi tey jii mu nekk nag situation yoo xamante ne naka la ñu koy dundee à l'étranger ni ñu koy dundee nag muy bitim réew muy fii dafa nekk point yu am solo dama ciy ñëw ci benn point boo xamante ne ñëw na ci li ñuy wax stigmatisation boo ko déggee mooy que beddee konte ci wàllu xeet wala nit ku am jàngoro wala dara ñu jël ko nag daal di koy bëgg a utiliser te ñun Sénégal xamuñu loolu li ñu xam mooy xàccandoo dóorandoo sénégalais yi nekk bitim réew yàgg nañ leen a teral yàgg nañoo taxawaay boo xam ne taxawaay bu am jom la yàgg nañoo nekk seen réew te duñu fàtte benn yoon seen réew di jël li nga xam ne moom la ñu am di ko dajale di ko indi ba mu toll ci 1200 milliards mu nekk loo xamante ne nii dañ koy def ci seen réew munoon nañoo dem foofu rek daal di toog fàtte lépp wala ñu am beneen juddu boo xam ne def nañ ko wante sénégalais bi nga xamante ne moom moo nekk bitim réew fu mu mën a nekk ci àdduna rawatina sénégalais bi nekk Italie bari nañ jom duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg ci liggéey la ñu nekk depuis des générations ñi ngi nekk ci àll bi di nee naa leen moodu rek moom mooy def li nga xamante ne moodu sax man moo boobu c'est un peu péché man moom dama koy dàq dama naan sénégalais yi jóge fii rek nekk bitim réew di liggéey nekk ay jigéen ak ay góor yoo xam ne yu am jom lañu nekk ay jàmbaar àdduna nag bu nattu ñëwee wala mu am loo xamante ne dal na ci suñu kaw du benn nit moom mooy def faute rek ñu jël ñëpp dugal leen ci benn saak ñii ay jàmbaar lañu ay nit lañu yoo xamante ne mu immigré rek moom mooy génne li nga xam ne moom moo di dépense yónnee ci lu bari ba noppi du añ immigré rek moom mooy fay courant fay ndox def lépp gis naa ñuy def ay vidéo di ko wax ma bëgg rek ñu bàyyi xel benn ndax heure bi ñu toll tey jii li xew ci li nga xam ne moom moo di opposition bi xew ci li nga xam ne moom moo di ci réew mi tey jii rek war naa tax kenn ku nekk wane nañu yoon wi ñu war a jël mooy am réew bu ñu ci nekkee ba ñu toll ci yenn situation yi nattu ñëw kenn ku nekk nag da ngay jéem a jël dëkk bi ñu booloo doon benn ndax nag bu ñu xàccandoo dóorandoo sunu borom subhaanahu wa taala am loo xam ne rusee nañ ko mais nañu dàq li nga xam ne moom mooy bedd konte
xeebante nañu dàq li nga xam ne moom mooy stigmatisation ndax ñun ñëpp ay doomu réew mi lañ te bu ñu gisee ñi nga xam ne amatul dara lu ñu opposé fi mu nekk nii amatul dara loo xamante ne muy ñi politique muy ñi nekk ku mën a noon ku noonoo woon ak nit sax bàyyi nga ko ndax fi ñu toll nii benn noon rek la ñu am muy benn ennemi muy li nga xam ne moom moo di virus bii ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu génn fi kon nag nga la waay nañu fàttaliku neen immigré yi ñoom ñoo nekkoon démb ak bërki démb loo xam ne ni nekk na ci réew mi rek yàgg nañoo dagg bu mu gàcce kon bu liy ñëwee tamit bu mu tax rek ñu beddi leen wala ñu def leen dara mu nekk image bu rafet boo xam ne Sénégal am na ko ndax nag li ñuy wax coronavirus toute mauvaise chose am na dara loo xam ne juddoo na ci gis ngeen tey bu ñu gisee ki nga xam ne moom mooy le président de la république àndandoog Idrissa Seck àndandoog opposition bi képp koo xam ne opposé wu nañu ci ay idée am nañu contradiction ba àdduna bi yépp xam ko muy Khalifa Ababacar Sall muy Ousmane Sonko muy Idrissa Seck muy ñoom ñépp àndandoo nañ tey dem wuyu ji li nga xam ne mooy wooteeb njiitum réew mi kon nag Sénégal fii mu toll dañu soxla pour fédérer soxla pour bokk nekkatuñu di xool cause li nga xam ne la ñuy xool rek mooy li ñuy def ba génn ci situation bu métti bii ndax nag foofu la ñuy xamee une nation forte foofu la ñuy xamee lan mooy patriotisme ak lan mooy bëgg sa réew bu ñu boddi kenn nañu bokk ndey bokk mbaay àndandoo nuñ ñëpp bu ko defee saafara daal di génn loolu message la boo xamante ne dafa tenir à cœur ñu bari ma ne nañu am esprit de dépassement tuuti ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala ndegam nag bu xol yëpp booloo li nga xam ne moom mooy am rek mooy solution da ciy daal di topp te ñu bàyyi nag ñu jël tamit li nga xam ne moom mooy mesures yi ñu wax mesure de précaution yi ak li nga xam ne mooy consigne yi ñu joxe boo toogee quelques minutes yu nekk na nga raxas sa loxo ak savon nekk na loo xamante ne lu am solo am solo la raxas boo xam ne di nga bàyyi savon bi maanaam lu mat ay seconde lu yàgg tuuti frotté bu baax door a mën a raxasu loolu maa ngi koy dénk ñi nga xam ne ñoo nekk fépp ci àdduna bi di xam ne nag loolu mën naa tax ñu xaw a mucc ci feebar bi leneen li nga xam ne dañ koy wax itam mooy li ñu wax na ñëpp toog seen kër ñëpp a ngi naan rester chez vous tey jii gis nañ ne commencé nañu mesure bi am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci mbedd mi ba ñu leen di xaw a alkaati yi ñoom ñi ngi ci mbedd mi nañu dellu si waat xel yi te xam ne àdduna yàlla sunu borom day andi ay nattu te bu ko andee rek li nga xam ne moom ñoo ngi koy def rek mooy que ñu jéem a àndandoo nekk benn te topp consignes yi loolu nag message la bu ñu doon lancé rek à l'entame de cette émission di leen wax ne seen émission la Sénégal ñoo ko wax un peuple un but une foi la benn foi la ñun ñëpp ñoo bokk mu nekk un pays boo xamante ne xàmmewoo musulman xàmmewoo chrétien maam yi jëmbat fi loo xamante ne nii dafa war a continuer di sax ñëpp bëggante ñëpp fonkante lépp lu fi nekkoon ci jikko yu bon wala lu munti doon rek lii war naa tax ñu gën a booloo ndax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiite du gouvernement yi wane nañu yoon bi tey jii képp koo xam ne amoon nga rancœur jël nga ko tegee ko de côté dem wuy ji ngir nag lan ngir Sénégal mu nekk benn Sénégal te loolu dafa am solo ci biir loolu nag dinañ jël tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy di suñuy correspondant yi ñu tas un peu partout ci àdduna bi nga xam ne nag ñoom ñoo ñuy tateel le pouls wax ñu lan moo xew nañu jàpp ni daal ñi ngi avancé loo xam ni médecin yi fi mu toll nii ñi ngi seet am na piste bu ñu am nañu ñaan yàlla mu sotti waaye tamit kilifa diine yi ñu ngi leen di wax ñu ñaan ak kilifa aada yi ndax Sénégal la ñu nekk Sénégal di réew moo xamante ne lépp am nañ ko li ci des nag mooy nañu booloo rek ngir xeex ennemi bi ñu am muy coronavirus léegi nag dañuy dem xool première vidéo bi nga xam ne am nañ ko yow miy toog di seetaan am nga possibilité dugg wax ñu nan ngay dundee sa confinement fan nga nekk mais jàpp leen ne daal fii ñu toll nii àdduna bi yëpp nekk na ay dëkk yoo xam ne mun nañ ne fantôme na fi ay nit yoo xam ne dañ fa daan fees dell kenn ku nekk jóg dem di wuti di daan doole sénégalais yi nekk fa waaye fii ñuy xool nii mooy Maryland la nekk suñu xarit Benoît moom itam nekk di liggéey ci presse bi lu am solo Benoît Diop moom itam di sénégalais boo xam ne yàgg na Amérique moom la ñu xam ci plateau yu virulent yi muy défendre ay cause am ak li nga xam ne moom moo di ak pertinence yenn saa yi sax mu rayante ci ñeme osé wax yoo xam ne kenn ñemewu caa àgg moom Benoît Diop actuellement mi ngi nekk fi nga xam ne mooy Maryland nekk nag foofule ca Washington moom nag moom mooy dawal nii otoom parce que yëf bi tam gis nga ko mbedd yi vide kenn nekkul ci mbedd yi doo dajeeg picc dem na pour defi ay courses gis ngeen image yi nga xam ne moom la ñu jëlal foofule ñu dem xooli vidéo bi daal di ñëwaat ak yéen ngir nag am li nga xam ne moom moo di situation bi sénégalais yi nekk Maroc dinañ fa dem wax ak ki nga xam ne moom mooy représenté consul fi nga xam ne moom moo di Layoun foofule ca Maroc muy nag ki nga xam ne mooy jëkkëru rek kii di soxna Seynabou Niang suñu xarit bi moom itam liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def foofule ca Maroc sénégalais yi nekk Maroc dinañu participer dinañu dem itam également Espagne ndax tamit
tamit pandémie bi mi ngi fay continuer di law moom itam ñu xool nan la situation bi demee foofule en Espagne bu ñu jógee foofu itam dinañ dem Italie tey nag ñu bëri dinañ intervenir fi nga xam ne moom moo di Italie ndax bëggatuñu sax di lim nombre de doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo génn àdduna foofu ndax vraiment pandémie bi sonal na leen ñoom itamit donc ñi ngi massawu suñu doom yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk muy doomu Sénégal di ñaan yàlla sàmm leen te aar leen dara bañ leen a jot di ñaanal itam waa réew mi ba nga xam ne lii mooy coronavirus rek suñu borom génne ko fi ñu dem xooli Apulaay première vidéo bi nga xam ne suñu xarit Benoît Diop defal nañu ko en attendant ñu ñëwaat ak yéen ci waxtaan bi. baa ngi nii ñëpp a ngi toog seen kër kenn doxul waaw en général fii moom boo fi rombee day fees del dala weer 8000 tonnes doo gis pepp nit léegi nag ñun Sénégal yaakaar naa toog si biir kër yi jot na képp si mbedd bi mbedd bu busy la am na yenn heure boo fi rombee embouteillage bu metti mais fii kenn joxegul confinement kenn joxegul dara pour ñu toog mais discipline nit ñi moo tax actuellement tu ne vois personne bon nee nañu dans 48 heures dina am confinement ñëpp dinañ toog wóoragul mais nit ñi seen wàllu bopp ñoom toog nañu lu tax ñu génn nii mooy uti nourriture rapidement delluwaat dugg à part ça confinement Sénégal dafa discipline am ngir yàlla pour ñu xeex jàngoro bi nga xam ne mooy Covid 19 bi jërëjëf jëf gis ngeen tali bi de kenn doxul doo gis kenn waaw jàmm dina am waaw xoolal Shell yi mu nekk ni moom lu si bari dem na nit ñi jël nañ yëpp ci section nit yi la tamit pour wan la rek nekk ci loi daf fi am parce que bu ñu ne toog seen kër par force moom di nga toog sa kër donc les gens en profitent ñëw jënd li ñuy jënd dem seen yoon gis nga Shell yàpp yi fii yàpp yi ak yooyu lépp a dem tout parce que nee nañu dans 48 heures day am lockdown kenn du génn donc pour te dire que fii nit ñi xam nañu lan mooy Covid 19 donc ma ne woon ma baaxee la lii. mu nekkoon nag suñu xarit Benoît Diop moom itam nekk koo xamante ne ni chroniqueur la nekk koo xam ne day def liggéey bu am solo mi ngi foofu ca Amérique moom nag moo ñu doon defal le point foofu nga xam ne fa la nekk di wane mbedd yi ni mu vidé tey ni commencé nañ li nga xamante ne moom moo di rek lii di couvre-feu bi à partir de 20 heures kenn waratul nekk ci mbedd mi waaye gis nañu image yoo xam ne gis nañu quelques nit peut-être dañoo miisagul affaire bi wante nañu ko respecté ndax nag c'est pour suñu bien-être ndax ñi ma gis ci mbedd mi moom ku ci génn rek yaakaar naa ne di nga ko gëccu gis nga image yi nga xam ne moom la ñuy joto am waaw léegi nag li ñuy def rek wax naa leen ko numéro yaa ngi nii affiché au bas de votre écran ngeen mën a woote participer émission bi seen émission la moom mooy cadre bi leen groupe Futur Média indi rawatina TFM ci biir loolu ñu commencé am nag ñoo xam ne dañuy waxtaan nag ñoom ñu nekk à l'étranger bokk na ci ki ñuy dooree moom Awa Ndiaye mu nekk jigéenu jàmbaar boo xamante ne mi ngi foofu la ca Espagne du ñu def rek lu dul nuyu ko dalal kook jàmm ci li nga xam ne moom moo di émission diaspora soxna Awa Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaar mu ngi exactement fi nga xam ne moom moo di Tenerife maa ngi lay nuyu ñu ngi lay nuyu soxna Awa allo Apu waaw soxna Awa ñu ngi lay nuyu bu baax waa ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay dégg. waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax. waa ñu ngi lay bàyyi nga nuyonteeg ñiy seetaan ba noppi itam nga présenté wu yow yaa ngi wootee Tenerife. waaw man maa ngi tudd Awa Ndiaye maa ngi leen di woy fii ci Tenerife képp si maa ngi lay nuyu yow bu baax di la ziar di la encourage di la féliciter ci sa émission bi. merci di nuyu sa téléspectateurs yi lay seetaan yëpp ci à travers la diaspora. merci beaucoup.
soxna Awa yaa ngi fi nga xam ne moom moo di Tenerife fi ñu toll nii dañu bëggoon rek nga wax ñu actuellement comment ça se passe ñàkk génn bi métti na naka ngeen di ko dundee en famille ak situation des Sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàll wi nga nekk foofu. waa Kebs fii ñu nekk nii nag franchement confinement bi mi ngi bëgg metti torop defe naa ni tey ñu ngi ci suñu 11e jour mais yàlla baax na que fii sénégalais yi ñu ngi respecter les consignes parce que xam nga dëkku jàmbur boo ca nekkee bu ñuy fecc benn tànk da ngay ànd ak ñoom fecc benn tànk dëgg la c'est vrai que metti na nag parce que ñàkk génn bi ñàkk liggéey bi mais nag mu touché ñëpp kon da ngay obligé yow tamit nga conformer wu à la loi dëgg la ñàkk génn bi metti na mais li ñu may chance ñun mooy suñu aada te suñu aada mooy ñun dañuy jàppalante dañuy demalante dëgg la li confinement bi di metti ñi dëkk ñu ngi jéggi kër gi dugg kër gi daw toogi seeti seen morom bien que c'est interdit mais c'est une façon aussi de s'appuyer mutuellement et que ku nekk di jàppale sa morom moralement et financièrement ci li nga mën. c'est important parce que culturellement ñun dañoo am mooy li ma doon laaj rek solidarité entre sénégalais dans la communauté bu fekkente ne déjà ñàkkal nekk sa réew rek dafa métti ba noppi itam mu fekk leen ci situation bu mel nii kon foog naa ne le minimum de solidarité daf ci am solo te yéen a ngi koy doxal foofu. ñu ngi koy doxal bu baax macha allah ñu ngi koy doxal ñu ngi xool tamit ñu ngi seetaan tamit à travers les antennes paraboliques yi ñu am. yéen ni ngeen di doxee foofu ci Sénégal. et que loolu tamit bokk na ci li ñuy réconforter. donc yéen tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax à travers vos émissions. tey jii état d'esprit bi ngay am xam naa ne ñëpp la waaye boo toogee foofu comme ni nga ko waxee da ngeen di faral sax di fàtte seen bopp. yaa ngi xalaat waa Sénégal bu baax ñun ñu ngi koy gis à travers moo tax du njëriñu li nga xam ne moom moo di émission bi mais seen xel jógul benn yoon ci ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal. déedéet Kebs suñu xel du mës a dañ ci yéen. wallaay parce que li ma lay wax rek mooy ñun yéen la ñuy mottalikoo. fi mu ne nii ku liggéey tamit loo yàkkamti boo wàccee li ngay jëkk def gannaaw boo jullee ba pare fay say bor bokk na ci taal télé bi di complémenté wu di en fait di dolliku ci li nga xam ne mooy lii xew Sénégal donc ñun lu ñu nekk fii ci confinement c'est vrai que nag ñun ñooy gën a sonn tubaab yi parce que ñun doublement lañ koy vivre dañuy vivre fii di vivre Sénégal ñoom dañuy vivre rek fii mais ñun lu mu metti ñun tamit vraiment ñu ngi leen di gërëm parce que yéen a ñuy réconforter à travers les informations que vous nous faites passer pour suñu mbokk ya fa des. Aujourd'hui la situation en Espagne globalement situation bi ak ci feebar bi lan nga ñu ci mën a wax ma ne tey jii situation bi nga xam ne moom moo am en Espagne précisément à Tenerife lan nga ñu ci mën a wax ci li nga xam ne moom moo di feebar bi allo Awa dégguma Awa waaw baal ma de ma ne situation bi nga xam ne tey moom moo am globalement fi nga xam ne moom moo di Espagne rawatina Tenerife concernant lii di coronavirus bi lan nga ñu ci mën a wax. c'est dommage mais son bi dafa dem dégguma la Kebs déggoo waaw ma ne Awa yaa ngi may dégg. allo Awa ñëw na. waaw ñëw na waaw voilà ma ne tey jii lan nga ñu mën a wax ci situation bi nga xamante ne moom moo am tey jii fi nga xam ne moom moo di Espagne ci feebar bi rawatina fii di Tenerife tey lan nga ñu ci mën a wax globalement. waaw ni ñu koy dundee fii Kebs mooy ñun boo xoolee dans l'ensemble Espagne li tax mu metti mooy suñu capitale ba di Madrid moom mbir ma fa la gën a mettee parce que Espagne tey bu ñu comptabiliser 41 969 cas ak 2936 décès jàppal ni moitié wu décès yépp Madrid la xewe te Madrid dafa bekk zone boo xam ni ñun tey mënuñu ko bañ a xalaat parce que ku ni Madrid ni Lavapiés par exemple Lavapiés mooy zone ba nga xam ni sénégalais yi daanaka mooy seen dëkkuwaay mooy seen dajewaay kon ñun bu ñu nekkee fii au niveau des îles Canaries lu ñu jege Sénégal wala loo fekk jàpp ni ñun Afrique la ñu gën a jege suñu xel mënul bañ a nekk dem ci suñu mbokk ya nga xam ni ñoo nga Madrid dëgg la suñu xel tamit mënul bañ a dem ci suñu mbokk ya nga xam ni ñoo nga Catalunya muy Barcelone suñu mbokk yi mënul ñàkk dem ci suñu xel ya nekk suñu xel yi mënul ba ñàkk dem ca ña nekk Valencia parce que Valencia tamit ku ko xam-xam ne dëkk Moodu la kon ñun bu ñu nekkee fii tamit lu ñu nekk
du ma wax en sécurité parce que bu ñu nee Canarias ñu ne par exemple Tenerife gi ma nekk 338 cas ñoo fi am. alors que bu ñu nee Madrid ñu ni la moitié des 41 000 cas fa la ñu nekk. fa la nekk kon vraiment Kebs on ne peut faire que di xalaat suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nga des ci côté boobu. yàlla sàmm leen dëgg la. yàlla sàmm leen bu baax a baax. dëgg la Awa ma bàyyi la nga wax dernier mot à l'endroit de ñi nga xam ne ñi ngi lay seetaan ñëpp muy ñu nekk fii ci àdduna bi di leen seetaan te lii c'est bien ngeen wane ne yéen a ngi ci jàmm te yéen a ngi ñaanal ñeneen ñi tamit pour dara bañ leen a jot. waaw franchement daal di leen wax ni ñun ñu ngi ci jàmm. ñu ngi respecter les consignes de l'État. ñun ñëpp ñu ngi toog suñu kër yi. yàlla suturaal ñu ci li nga xam ne moom la ñu may. ñun ñu ngi ciy dund. ñu ngi jàppalante ci suñu biir te xam ngeen ni fii. gouvernement du bàyyi sax ñooñam waxatuma ak doomi àddama parce que ak yelleef doomi àddama dafa am. fii à travers les services sociaux yu mairie yi. soo wootee. wax sa situation fi mu toll. ñoom dañ lay jàppale ci li ñu mën. pour donc ñu xamal leen ni. li baal ma doguma la li jëm ci wàllu approvisionnement naka ngeen di balaa ngeen di confiner woog yooyu wala dañuy distribuer wala da ngeen defoon d'abord le plein avant yi yëpp di am. non li jëm ci approvisionnement yi. comme dañ ñu may que mën nañu génn. pour dem ci supermarché yi wala ci pharmacie yi. da ngay am c'est tout ce qui est autorisation permis leneen permettre ñu la ko. donc su sa ndugg jeexee am nga droit génn dem. nduggi la ngay dugg buñ la arrêté ci yoon bi nga présenter sa ticket caisse. wane ni da nga nduggi woon. mais loolu yëpp ñu ngi koy def wax dëgg yàlla ci jàmm ak salaam ak ci niñ ko diglee. kon dañu bëgg ngeen xam ne ñun xëy na yéen a ngi ñuy xalaat mais ñun tamit ñu ngi leen di xalaat. parce que gis nañ ni récemment Sénégal dugg na depuis démb ci état d'urgence. gis nañ ni dugg ngeen ci couvre-feu. ñu ciy profiter vraiment di remercier vraiment gouvernement bi. gis nañu ministère de la santé li muy def. di remercier waale opposition bi. parce que tamit li ngeen def tey li opposition bi def tey Kebs. lu am solo la lu noble parce que ci moment yi rek la ñu mën ñëpp àndandoo mën a gouverner. c'est dans la paix qu'on peut gouverner. donc ñëpp bu ñu ñëwee tey wujji le président Macky Sall ci li mu leen woo nga xam ne intérêt wu population bi la. nous on ne peut que s'en réjouir. donc dernier mot daal mooy ñu ngi leen di gërëm. yow ñu ngi lay encourager bu baax. diaspora yàgg nañ ko suivre c'est dommage que mu arrêté woon waaye sant yàlla comme dellu si waat na. merci ñu ngi leen ci gërëm. di leen sant di leen wax nag ni franchement yéen a ngi ñuy xalaat waaye nag bu leen fàtte ne ñun tamit ñu ngi leen di xalaat bu baax a baax a baax. kontaan nañu Awa je rappelle que moom mi ngi fi nga xam ne moom moo di Tenerife sa intervention c'est très très pertinent kontaan nañu bu baax ci dugg bi nga dugg te tamit du ñu dakkal suñu collaboration ndax yow suñu siste nga te jigéenu jàmbaar nga kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la nuyu di nuyuwaat Tenerife yëpp à travers yow ñu ci nuyuwaale Thiam nga xam ne moom itam yàgg naa correspondre ak ñun nekk foofulee ca Tenerife Thiam moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi féetee fi nga xam ne moom moo di Tenerife waaye Espagne gépp tamit ñi ngi leen di massawu di leen encourager di leen wax ne ñun ñu ngi leen di xalaat te duñ leen bàyyi benn yoon en tout cas Awa merci beaucoup d'être intervenu ci li nga xam ne moom moo di diaspora jërëjëf ñu àggali rek ba tey ki nga xam ne moom moo di Awa def leen ni moom su ngeen wootee ñu jël leen ngeen mën a contribuer ci li nga xam ne moom moo di émission bi seen émission la numéro yaa ngi noonu 88 628 22 22 bu ngeen ci wootee rek di ngeen mën a dugg li mu doon wax léegi rek opposition bi teer nañu li nga xam ne lépp loo xam ne rancœur la tey jii teer nañu lépp loo xamante ne jot na am ci diggante yi wax naa la ay divergence ak li nga xamante ne mooy ñàkk a bokk gis-gis du tere bu sa réew soxlaa ñu àndandoo doon kenn doon benn say ba nga xamante ne bii li ci war a am rek mooy li am tey jii ñu gis main dans la main ñoo xam ne il y a de cela quelques mois kenn xalaatu ko woon ci àdduna loolu mooy Sénégal et foofu la Awa jeexalee ba tey rek appu ñu dem rek jël la ñi nga xam ne ñoo nekk en ligne wala bokk ñu dugal yeneeni vidéo parce que sànq maa ngi doon wax ci li nga xam ne mooy stigmatisation maanaam bodde konte te loolu warul jamono yi ñu toll ndax nag gis nañu fi ay cas yoo xam ne ay nit méttitulu nañ ko bu loolu wéyee laataa ñu ciy ñëw tamit am na koo xam ne dina ci intervenir am na également ñoo xamante ne dañoo càng ci frontières yi ñooñu tamit dinañ ci ñëw ñu jël ki nga xam ne moom moo nekk en ligne ba pare door a ñëw ak yéen ci point yu am solo yooyu nga xam ne andil nañ leen ko tey ngir ñu waxtaanee ko allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Apu xam naa dafa war a am jafe-jafe allo. allo. waaw kay salaamaaleykum
sëñ bi na nga def. waaw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Kebs. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar tur bi nan la ak fooy wootee. mbokku Espagne la di Souleymane Alioune Diallo président association Autre Africa. waa kay Souleymane nuyu nañ la bu baax ñëw rek la ñuy déglu. waa ñu ngi lay déglu Souleymane. yaakaar naa dañ lay félicité diaspora ñu ngi ko def xaar et que ginnaaw dellu si na ñu ngi sant yàlla di la félicité di encouragé. merci beaucoup yéen a ko moom. dama dugg rek pour def benn témoignage bu tuuti Kebs si liggéey bi nga nekk di def. di ànd ak Sénégalais yëpp si li ñu dal. ñu siy liggéey di ñaan yàlla mesures yi chef de l'État jël. dëgg la ñun amiin ñëpp Sénégalais yi fu ñu munti nekk ñu jàppale ko si mu nekk ndam si Sénégal. dëgg la. mais waxal nag Sénégalais yi nekk diaspora di ñaan état bi. dimbali chef de l'État wax ni gëj nañ ko dégg si moom. mu wax ba dugal si diaspora bi si ay mesures am. démb kontaan nañu trop bi mu waxee ba ne mesures yi muy jël. da siy boole waa diaspora bi ñu ngi ko nuyu di ko sant. di ñaan nag Sénégal. situation bi métti na. mais si ñun waa diaspora bi la gën a métti. ndegam dañu nekk ci biti ba pare. mu métti si ñun ñi nekk tamit suñu réew bu ñu stigmatiser. parce que tamit boo xoolee tey dafa mel ni comme dañuy xool ñi nga xam ne ñoo ñibbi si Sénégal comme ñoom ñoo indi jàngoro bi biir Sénégal wala bokk na si ñi ko propagé biir Sénégal. mais ñaan ñi ñuy déglu. nañu bàyyi xel nit ki amul fenn foo mën a am fudul sa réew. sa réew moo la gënal fépp foo mën a nekk et fépp foo mën a dem nga fay tumuranke wala nga sonn fa amoo feneen fooy séntu fudul sa réew. amaana ni ñi ñëw si dëkk bi amuñu woon feneen fu ñu jëm wala mënuñu woon du woon seen sago ñu ñëw si réew mi ak jàngoro ji te tamit boo feebaree ba sonn amoo feneen fooy jëm fudul sa biir ay mbokk dañ ko xoolee noonu rek ñu jàpp si ñu xam ne waa diaspora bi ci dëkk bi la ñu bokk du woon dara liy tax ñuy jële bi jàngoro bitim réew di ko indi suñu biir réew wax dëgg yàlla daal ñun ñu nekk si diaspora bi temps à temps buñ koy xool dafay mel ni rek comme wàllum koom bi wala wàllum dimbali bi lañ ñu doon jàppale tey nag waa dëkk bi la ñu ñaan ñu jàppale ñu si suñu situation bu métti parce que mënuñu wàllu yaan feneen fu ñun fi ñu bokk te Sénégal la ñu bokk bu ñu jëlee Mauritanie marocaine bi ba ñëw dañu bëgg rek kenn jàppale ñu kenn xam ne suñu bopp jàngoro bi ñun ñëpp ñoo koy xeexandoo ñun ñëpp ñoo koy daanandoo kenn si jërë nga jëf. dëgg la jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax moom mu wootee Espagne wax na lu am solo ci stigmatisation kenn nag cautionné wul li nga xam ne moom moo di responsabilité nit ki nga xam ne bu dee da ngaa nemmeeku sa yaram jàngoro ndax jàngoro jommul kenn li la war rek mooy nga signalé wu wala boo accès tamit nga jël say responsabilité ndax responsabilité lay engagé kenn cautionné wul loolu mais lenn li nga xam ne moom la ñuy wax rek moo dañuy am esprit de dépassement bañ a xool raison yeeg cause yi ndax fi ñu toll nii àdduna won nañu bu benn nit def dara rek ñu jël ko dugal ko ci benn saak ni ñëpp a yem wala benn ba ñaari nit mbir mi responsabilité la responsabilité boo xamante ne day engagé nit ki au plus haut point parce que nag incité wuñu kenn tamit pour wax ne nit ki mënoo nemmeeku jàngoro sa yaram ba pare jël risque di jël avion wala ngay jël risque di jóge fa nga nekk di ñëw boo ñëwee da ngay lor ñi nga xam ne ñoom ñooy sa askan kon recommandation yi nga xam ne joxe nañ ko képp ku nemmeeku sa yaram dara wala nga xam ne laataa ñu doon tëj frontière yi rek mooy doon nga toog wala boo demee ba nemmeeku sa yaram wala yi nga xam ne egsi nañu ñi ngi koy wax mais ay rumeur la képp ku ci egsi nga am loo sentir sa yaram toogal fi nga toog nga woote ñu ñëw jël si la ndax Sénégal rek la ñu am Sénégal moom la ñu bëgg mu doon benn kenn bañ a beddi kenn te li ñuy ñaan ñu boole ko mu doon benn ñaan suñu borom nangu ko ñu jël keneen ki allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def noo tudd ak foo ñuy woowee. bu baax man maa ngi tudd Ablaye Sall. maa ngi wootee Dakar nii mais je suis un immigré de l'Italie maa ngi dëkk bu naan Verona am naa fa daanaka lu ëpp 27 ans. def nga 27 ans Verona Abdoulaye ñi ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci émission bi nga xam ne yéen a ko moom. mouvement associatif yi allo. waa ñu ngi lay déglu Abdoulaye. voilà Kebs non dama bëggoon a tuuti intervenir gis naa ñi ngi rafetlu émission bi parce que daf ñu manqué woon aussi ay émission yu nga xamee ne dañuy wax si immigré donc daf si bari trop ñun sax dañ ko doon kaas naan pourquoi dafa mel ni dañoo fàtte wala dara mais ñuy rafetlu aussi te vraiment gis nañ plateau bi temps yëpp maa ngi seetaan ñu ngi koy seetaan di ko rafetlu ñun ñëpp daal li ma bëggoon a yegg si problème bi xew ni actuellement mooy actuellement heure bi ñu toll nii vraiment je crois que ni état bi dafa war a redoubler effort pour tuuti informer nit ñi aussi parce que li nga commencé woon di wax sànq naan
nit ñi stigmatiser nit ñi dafa ëpp quoi donc immigré bu nga xamee ne jóge nga fay ñu ñëw si koñ si quartier yi ñu ngi leen di def ak wax ji li ñuy wax ji sax say mbokk di ko dégg actuellement à l'heure fu ñu toll nii sénégalais de l'extérieur yi vraiment waxtaan wax dëgg sax la sénégalais dañu war a delloo njukkal bu ñu nee année bi dañ fiy dugal lu ëpp 1300 milliards si lu toll noonu donc war nañ leen a dimbale daal 1,3 milliard war nañ leen a dimbale jàppale leen wax leen jaaraama heure bi ñu toll nii dañoo war leen a woo donc jàppale leen parce que ñu ngi leen quarantaine si kër yi ñoo daan yónnee ñoo daan joxe dépense ñoo daan dimbale kër yi ñoo daan dimbale état bi ñoo nekkoon ak ambulance ñoo daan yónnee lu nekk si dëkk bi mais à l'heure actuelle dafa mel ni loolu lépp Sénégalais dañ ko fàtte te loolu vraiment il faut que ñu rappeler nit ñi ne war nañu vraiment fàttaliku nit ñi ne Sénégalais l'extérieur yi ñu amoon wàll lañ si dëkk bi lu fi rëy lu bari ñoo ko daan faj donc à l'heure actuelle nii nag li ñuy ñaan état bi mooy vraiment mu redoubler effort bi parce que li ngay wax sànq maa ngi dégg pour ñuy ñëw ñu bañ a ñëw si biir kër yi wala dara non nañ informer nit ñi ne ku doog a ñëw wala ku ñëwoon te demoo si kër docteur yi du dara demal nga fay nga xool ñu defal la kayit wane ne yow mii xool nañ la mais loolu il faut que information bi jàll parce que ñu si bari peut-être xamuñu ko parce que jànguñu te loolu nag foofu lañ manqué foofu loolu moo manqué si information bi nga xamee ne war nañ ko jox nit ñi donc jërëjëf moom itam ñi ngi réagir sénégalais yu bari ñi ngi réagir ci li nga xam ne moom moo di wàllu stigmatisation bi ni ñu koy waxee rek mooy responsabilité la xëy na sénégalais yi mer moo leen jàpp wala ñu am lu leen métti rek waaye liñ naan à la fin de la journée ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li nga xam ne moom la wax muy message bu fort boo xam ne moom la ñu wax képp koo xam ne ñibbisi nga ñu yëg ko ñu bañ ko yëg foo mën a nekk responsabilité moom moo la engagé nga war a mën a dem ndax nag ñi ngay lor dafa bëri te amul kenn koo xam ne yaakaaruma sénégalais de la diaspora ak ni ñu nekkee ay nit yu am jom ak ni ñu nekkee ay patriote ak ni ñu bëggee seen réew ba mu jaral leen lu ne nga war a mën a ñëw xam ko ba noppi war a mën a lor ñi nga xam ne ñoom ñooy ay doomi aadama yoo xam ni ñoom seen yoon nekku ci loolu responsabilité la comme ni ma ko waxee loolu bu fekkente ne am na comme xas nañ ba egsi ci dëkk bi kum ci mën a doon parce que lii feebar la boo xam ne amul ku jóge fii amul nationalité amul borom alal amul kenn te feebar la boo xamante ne moom laa doon wax sànq li nga xam ne moom moo koy faj peut-être jafe na métti na waaye li koy prévenir pour doo ci jot moom la ñu commencé di ko tëral mooy que li ñuy wax rek ne virus bi du jóg di dox di dugg ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy véhiculer kon li nga xam ne moom moo di migration daf ci am solo bu baax ndax nag chaque fois dañuy wax ay cas importé muy wax ni ñuy waxee cas importé noonu la ñuy waxee tamit cas yi nga xam ne keneen dugal na ko fi donc du ñu bëgg polémiquer sax ci loolu nee naa leen heure bi nga xam ne moom mooy toll mooy heure boo xam ne waruñoo beddi kenn du heure stigmatisation du heure xool raison kii moo ko dugal wala kee moo ko dugal li leer ba leer mooy nañu fàttaliku comme ni mu ko waxee immigré yàgg naa taxaw am jom yàgg dimbali réewam yàgg naa dem di taxawaay boo xamante ne taxawaayu jàmbaar la kon tey jii bu nattu ñëw rek wala mu am benn nit wala ñaar yoo xam ne def nañu ñu jël ñëpp dugal leen ci benn saak loolu moom appel la boo xam ne dañ koy lancé ngir rek jàll ci loolu bu loolu wéyee ñi ngi am nag li nga xamante ne moom moo di ñi nga xam ne ñoo jóg bien avant mesure tëj frontières yi ni ma ko waxee di dugg daf ci am ñu bëri ñoo xam ne jot nañu leen ñu nekk ci li nga xam ne moom moo di frontières yi waaye tamit bu ñuy waxtaan tamit waxante dëgg ci la kenn bëggul doomu Sénégal nekk à l'étranger toog fa di càng am na ci ñu xam ne ñu ngi nekk fii di Éthiopie woo nañ ma mat nañu fukk ak ñaar nañu jël ki nekk en ligne ba pare ñu àggali allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def tur bi naan laa fooy wootee. man lañ Jabe Seck. man lañ Jabe Seck ñu gën ma xamee ci Bilbao. Jabe Seck. waa dëkk Madrid. yaa dëkk Madrid ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Madrid yëpp di la dalal ak jàmm Seck. mais maa ngi leen di woowee fii Sénégal. yaa ngi Sénégal nii. maa ngi Sénégal waaw. waaw kay yow rek la ñuy déglu Jabe. waaw émission bi maa ngi koy seetaan chaque jour. maa ngi koy rafetlu bu baax. dëgg la. mais juste que rek li ma bëgg ñun Modou ñu am dal. ndax lii nekkul feebar boo nga xamante ni kenn da ci war a jaaxle wala dara yàlla dina def jàmm mais lu mel ni dañ ko war a xalaat comme tey ñu am ñoo nga xamante ni ñoo ñu jiite tey lu mel ni bu amee kenn mën a taxaw ci télé bi am na ñoo nga xamante ni pour ñu mën a yóbbante 100 euros wala yóbbante 200
ñoo nga xamante ni ñoo taxawal fii ku am 100 euros nga yóbbante ku am 200 euros nga yóbbante man maa ngi nekk fii nii mën naa si jàpp te mën naa ci bay waar ndax Madrid googu noonu ñu bëri xam nañ ma fa. ndeysaan am na solo am na solo waaw yaa ngi fii Sénégal yaa ngi leen di nemmeeku di xool ci lan la ñu nekk loolu de initiative bu am solo la Jabel. waaw man Madrid am naa fa soxna fa laa dëkk am naa fa fukki at te ñu bëri xam nañ ma fa ndax li may wax nii dafa nekk loo nga xam dem maa ngi ci di woo sama benn grand bu nekk foofu ma ne ko lan moo tax mënunoo jëm a xool ay mbooloo yu dajaloo foofu am na moodu yu am dara am na ñu yorul mais ñun ñi nga xamante ne am nañ dara ñu jàppale ñi nga xamante ne amul xool ñu nga xamante ne ñoo nekkal fii Sénégal ku am problème 100 euros wala 200 euros ñu dimbali ko ndax tey lii nii ndimbal la loo nga xamante ni tey am na ñu fa ne bëgg na yóbbante duñ mën a yóbbante seen njaboot ñu ngi toog di leen xaar ku nga xamante ne am nga te mën noo jàppale nga jàppale ñeneen ñi nga xamante ne amul man daal loolu su ma sañoon di ñu ci jàppale ndax Espagne dëkk la dëkk boo nga xamante ni ñun yàgg nañ fa te xam nañ ni ñuy doxee xam nga wax dëgg yàlla daal suñu sañoon nga dinañ ñu ci jàppale am ko nga xamante ni tey par exemple ndax TFM yëpp a ngi koy cible tey ko nga xamante ni fii la nekk ci Sénégal bépp muudu moo nga xamante ni mën nga yóbbante 300 euros 200 euros am na ñoo nga xamante ni nécessité nañ ko soxla nañ ko fii ci Sénégal ñu jàppale leen seen i mbokki muudu ba lii weesu daal. dëgg la loolu solution la bu am solo am solo mi ngi jëm rek ci li nga xam ne moom moo di wàllum solidarité bi nga xam ne moom laa doon wax idée bi mu am lu am solo la xam naa après rek dinañ ci gën a jokkoo moom Jabel initiative yu mel nii la ñu soxla parce que nee naa la heure bi heure solution la heure gis li nga xamante ne moom mooy jëmale Sénégal kanam te nee naa la sunu borom bu ñu dajaloo sax doon benn xol yi doon benn luñ ko ñaan mu jox ñu ko waxtu wi waxtu jàppante la waxtu nekk benn la booloo dajaloo ci biir loolu moom woote na def leen ni moom woote Jabel 88 628 22 22 ñi nga xam ne ñoo ko war a dégg ñi ngi koy dégg élan de solidarité bi nga xam ne moom la wax ji mat naa bàyyi xel te xam naa ne ñi koy dégg dinañ ci gën a bàyyi xel waaw ñu jël keneen ki nga xam ne moo nekk en ligne ba tey rek allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw kay bul dégloo télé bi da ngay wàññi télé bi bu baax. ok kay comme ça dégg-dégg bi gën a neex. tur bi nan la ak fooy wootee. Moustapha Diop Italie. allo Moustapha Diop Italie. waaw Moustapha Diop ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Italie gépp yow tam ñu ngi lay déglu bu baax a baax yow rek la ñuy déglu. waaw Kebs maa ngi lay nuyu d'abord. ñu ngi lay fay bu baax. di nuyu auditeur ak auditrice yi TFM yëpp. dëgg la ñu ngi lay fay bu baax. di kontaan si yow aussi. gis nañ vraiment sa engagement ci moodu yi di leen jàppale. te mu nekk lu am solo. waaw di wax ni rek fii moom Italie ku ne dégg na situation bi. mu nekk loo xam ni lu metti la. mais comme ni ñu koy waxee rek yàlla moom moo ko fi wàcce. dëgg la. dañuy ñaan yàlla mu jeexal ko. amiin mais ñu nit ñu war ci yor comportement bu responsable. dëgg la. muy moodu yi nekk fii ak suñu mbokk yi nga xam ni ñoo nekk foofu Sénégal. xam ni lii daf fiy jaar rek te dafay jàll quoi. dëgg la. bu ko defee surtout nag ñi nekk Sénégal nga xam ni ñoom aussi. ñu xam ni seen mbokk yi nekk fii ñu gestu leen bu baax a baax. xam nañ ni foofu it affaire bi dugg na fi. kon daanaka ñoo bokk même situation même bu fekkee fii la gën a méttee aussi. ñu moytu aussi li may njëkk a wax mooy yenn façon wax yi ak yenn façon audio yeeg yenn vidéo yi may gis ci internet bi. loolu rafetul. ñu moytu ko bu baax. dëgg la. xam ni lii yàlla moom moo ko dogal. te jàpp ma ni sax ñi nga xam ni ñoom ñoo ñëw Sénégal indi fi feebar bi. man jàpp ma ni sax jàppoon nañ ni bi ñuy ñëw feebar bi dal na leen parce que ku ne xam na ni feebar bi dina yàgg ci sa yaram te doo ko xam. te fekk demoo ba nu xool la ba gis ni yow feebar bi moo nekk ci yow mënoo xam ba xam moo nekk ci yow. parce que gaw ma ni am na kenn ko am xol di indi feebar di ko jox sa njaboot. loolu de moom. waaw parce que boo xoolee moodu yi li ñuy daj ngir seen njaboot loolu il faut que ñu xam ko nañ xam ni fii moodu. balaa xelama dal balaa lekk ba regg dafa fekk yónnee na njabootam ba pare. loolu il faut que ñu xam ko kon nag kuy def loolu. yaakaaruma ni di nga jël feebar di ko yóbbu ci sa njaboot bu amee man du ma gëm lu dul ni njuumte la.
njuumte la ak ñàkk a xam loolu il faut que ñu comprendre ko bu baax a baax parce que Sénégal ñun ñoo ko bokk te jàpp ma ni benn moodu am na xel wala xol di def loo xam ni dafa yàq Sénégal. de moom ku ko def te tey ko moom ay sanction war a dal ci sa kaw. non parce que ku xam moodu yi doo leen ko sax ku xam moodu yi xam seen xol. parce que ñun tey ñu ngi fii mais suñu xel ak suñu xol yépp Sénégal la nekk. du ma ni ñëpp mais man na maa taxawaat ni 99,99% moodu yépp li ñuy souhaité tey mooy ñu ñibbisi Sénégal fa nga xam ni foofu nga bëgg a ñibbisi. dëgg la te tey amul benn moodu boo xam ni tey li ñu ñaan yàlla buy génn àdduna mu génne àdduna Sénégal. te gis nga amul benn moodu buy bàyyi ko fii àdduna te duñ la fexe ak condition yu man di doon ñu indi la Sénégal kon ñun kenn gënuñoo bëgg Sénégal tey fii ma lay waxee tey moodu yaa ngi dajale xaalis di yóbbu Sénégal ñun ñii rek association bi ñu bokk tey suñu dëkk Kayar dajale nañ xaalis dem dimbalee ko waa Kayar pour ñu sensibiliser Kayar yi mais kuy def loolu di nga yóbbu feebar sa dëkk te ñun ñi ngi fii toog moo tax am na yoo xam ni di ko wax wala nga di ci def yenn yi dafa rafetul man dama ciy dégg ay audio di ci gis ay vidéo ñu ci fo xam nga am na yoo xam ni kenn du ko foye aussi il faut que aussi affaire yi ñu jël ko au sérieux nañ ko jël au sérieux parce que lu sérieux la ba yàlla jeexal ko ci jàmm man daal foofu laay woo ñëpp di ci ñu woo bëggoon aussi Sénégalais waxtaanee bañ a focaliser waxtaan bi rek ci stigmatisation bi mesures yi nga xam ne président de la république jël na ko jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di sénégalais de la diaspora yi gannaaw ba mu leen maska woowee lan nga ciy wax waaw loolu ñun d'abord dañ koy rafetlu parce que xam nga fii fii xëy na réew yi parce que xam nga diaspora bi dafa yaatu te am na lu ëpp ci sénégalais yi ñoo xam ni liggéeyuñu te ci informel lañ nekk am na ñoo xam ni dañuy jaay rek amaguñu ay kayit ci njaay lañ yaakaar am na ñoo xam ni contrat yi ñu yor xëy na ay contrat yu gàtt lay doon voilà ñooñu ñunu mat a dimbali leen parce que man am na tey rek ku ma dégganteel koo xam mi ngi Brésil mais mu ni ma am na ñoo xam ni tey fi ñu toll amatuñu luñ lekk wallaay amatuñu lu ñu lekk moos am na ñoo xam ni tey seen bagage yi ñu yoroon jaayuñu ko woon dañuy wër di seet kuñ ko tayle pour que vraiment ñu mën a am lu ñu lekk te ba pare du yem ci am lu ñu lekk ak lu ñu mën a yónnee tamit waaw non ko amul loo lekk doo am loo mën a yónnee xam nga ni kon loolu situation la kon nag li ñuy ñaan mooy aussi état bi ne jël ay mesures wut ay mécanisme yu leer nag na leer parce que ñun ay Sénégalais lañ xamante nañ tey état mën na jël ay mesures dugal xaalis mais est-ce que dina yegg ca ñoom war a yegg parce que xam nga ñun moodu yi suñu problème mooy amuñu lenn loo xam ni moo ñu boole ñii ñu ngi ci daayira yi ñii ñu ngi ci association yi te xam nañ ni muy demee loolu la ñuy wax toujours nag xam nga bu keroog rek bi ñu invité kii monsieur Babacar Ba mi ngi koy wax booloo dajaloo teg benn dara tamit daf ciy baax loo xam ne suñu problème la keps loolu suñu problème la man ñii bokk naa ci ay kuréel yu bari loo xam ne ñi ngi ci di ci wax mais ñun dañu am problème boobu mais nag xëy na ak lii dina soppeeku dina tax ñu xam ni il est temps que vraiment ñu regroupé wu booloo comme ni ko yeneen askan yi defee man damay wax ni il faut que ñuy natt suñu bopp ci yeneen xeet yi dëgg la il faut que ñuy natt suñu bopp ci yeneen xeet yi lan moo tax ñuy dem di fubali lan moo tax ñuy def ay parce que nit ki da ngay natt sa bopp ci yeneen xeet yi ci njub dëgg la ci tegu ci yoon ci organisé wu dëgg la tey jii rek il faut que ñu natt suñu bopp wallaay foog ñu natt lii nag mun naa doon nee naa leen plus rien ne sera comme avant maa ngi ko wax depuis keroog xëy na après lii incha allah dina tax nag mu nekk benn sursaut boo xam ne pour l'Afrique tout entière rawatina Sénégal lépp changé tëggaat beneen xeetu sénégalais bu bees tëggaat lépp lu bonoon rek ñu jël ko sànni ko lépp lu baax ñu jël ko pour avancer ndax nag c'est l'heure de l'Afrique man loolu laa xam loolu laa xalaat te gëm naa ko lool mu mel ni tamit tey jii war nga ñu ñëwal ci situation bi foofu en Italie pandémie bi nekk na loo xamante ne vraiment Italie métti na ci te italien nekk na ñoo xam ne vraiment hospitalier nañ torop ci côté sénégalais yi ci côté africain yépp ñu nekk ay nit ñoo xam ne ñu sociable lañ ñoom ñi nga xam ne ñoo ci nekk tam ñi ngi leen di massawu ak xeet bu mu munti dal tey jii nag ñu gis ni également mi ngi continuer di évoluer wala lan mooy point bi foofu tey ci Italie ci feebar bi waaw point bi moom mi ngi gën di metti parce que même gouvernement bi tey jëlat na yeneen mesures yu bees parce que xam nga rek comme li ñuy wax xam nga feebar bi dafa damay wax ni feebar la boo xam ni kenn réew mu ne di nga ci mën a xam yow sa askan naka la mel seen ci côté seen discipline ak naka la ñu respecté loi yi ak ni ñu mel daal feebar bi daf koy wane
parce que xam nga fii bi ñu njëkkee jël ay mesures nit ñi dañ ko respecté wul woon parce que feebar bi aussi problème mu feebar bi mooy réew yu bari dañ koo gëmuloon gis nga fii Italie ku leen ni woon tey yéenay raw Chine duñ ko gëm duñu ko gëm amul duñ ko sax gént maanaam nekkul woon sax loo xam doon nañ ko imaginer wala dañ koy maanaam biñ ko séenee dañoo defe ne woon rek Chine rek lay yem quoi musuñu xalaat ni tey fii ñu egsi dinañ fi egsi te nag début bi xëy na respecté wuñu woon consignes yeeg yooyu non respecté wuñ ko woon loolu moo tax affaire bi débordé ba tey ñuy am ay presque 800 morts par jour voilà évolution feebar bi ñoom 16 la ñu commencé quelques cas yu ndaw mais en l'espace de même pas quelques jours wala quelques mois muy dem chaque jour muy gën a am ay morts da nga naan yaa problème non daf leen bett moo tax tey dañu jëlaat ay mesures yoo xamante ni tey parce que dañu gis ni nit ñi ba tey dese nañoo respecté affaire bi am na ñoo xam ni respecté wuñ ko ñu jëlaat ay mesures yoo xamante ni tey fi ñu toll dañu gën a teengal affaire bi tey kuñ ci jàpp dinañ la multu 400 ba 3000 euros te caaxaana tuñ ci quoi fi ñu toll nii waaye 400 euros ba 3000 euros dañ la koy multu lañ lay amande parce que dañu gis ni gars yi ba léegi respecté wuñu vraiment consignes yi nga xamante ni état bi joxe na ko tu vois xam nga loolu du ñàkk moo tax ñun dañuy woo rek vraiment sénégalais yi aussi li nga xam ne état Sénégal jël na ko vraiment ci ay mesures parce que lii quelque temps la rek pour que ñu génn si la d'accord waaw pour que ñu génn si la ñu respecté ko mais daal li ñuy ñaan mooy état bi xaalis boobu nga xam ni nga ko jëmale ci diaspora bi ñu gaaw teg ay mécanismes yoo xamante ni aussi moo di nañ ci mën a jot parce que am na ñoo xam ni commencé na noo sonn quoi loolu moom il faut que ñu xam ko mu nekk lu gaaw voilà mu nekk lu gaaw a gaaw d'accord jërëjëf Moustapha ñu ngi lay jaajëfal bu baax ok merci beaucoup waaw di la remercier def leen ni moom woote émission bi seen émission la yéen a ko moom ñu wax rek li nga xam ne wax na ko mu am suivi politique bi nga xam ne teg nañ ko ñu andi ay mécanismes yu permettre xaalis bi nga xam ne génneel nañ ko jagleel ko sénégalais de la diaspora yi xamaguñu naka lay tëddee waaye nag bu ñu nee assemblée ba pare nag ñu fexe ba fi nga xam ne fa la war a dem rek mu dem fa comme ñoom ni ñu ko waxee ñu jël keneen ki nekk en ligne allo salaamaaleykum 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala boog 88 628 65 65 bu fekkee ne international la comme yéen ñi sama xarit yi yéen ñi moom émission bi tamit ngeen woote ci 221 33 841 22 99 allo waaw salaamaaleykum waaw xam naa du ñàkk rek app mu woote waat maa ngi doon ñëw nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo des ci frontières yi laata mesures yi di génn jóg nañu ba pare am na ci ñu ma woo bërki démb nekk fële ca ca Éthiopie la ñu nekk am ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi càng ci frontière ñi ngi gis ñuy def ay vidéo autorité bi ko war a toppatoo mi ngi koy toppatoo ndax jot na ci cas bu nekk benn mais xam nga itam bu ñuy waxtaan te waxtaane dëgg du ñu fekk tamit ay dëkk yu tëral seen ay loi tëj seen ay frontière ba pare ñu ne nañu tijji frontières yi pour que quelques sénégalais dugg lu ñu bëgg-bëgg lu ñu neex tamit des fois il faut que ñuy topp règlement yi nga xam ne dañ koy teg waaye nag gannaaw ak lu ci mënti am itam ñoom xam nañ ne ay doomu Sénégal ngeen te il faut ngeen ñëwaat ci dëkk bi ñi ngi teg li nga xam ne moom la ñu war a teg di waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal pour que ngeen mën a dellu siwaat ndax ñun ñii dellu siwaat ci dëkk bi moom moo ñu gënal moom moo gënal ñëpp ndax bugguñu doomu Sénégal tumuranke fenn kon nag loolu message la bu may lancé wax nañ ci ak autorités yi nañu fexe nag ñoom itam ba def li nga xam ne moo seen warugar ndax nag doomu Sénégal fu ñu mën a nekk ñu mën a am cëslaay comme ñi ko ñeneen ñi amee ci yeneen nationalité yi xam naa ne yéen a ngi defi jéego sax waaye ñu gën koo dolli taxawu leen ñu jël téléspectateur bi nga xam ne moo nekk en ligne allo waaw salaamaaleykum maaleykum salaam ku baax noo tudd ak foo ñuy woowee allo waaw xam naa ne boo wootee rek da ngay wàññi télé bi waxee ci téléphone bi su ko defee nga mën a dugg ñu dem nag apu xooliwaat yeneen image rek laataa ñuy ñëwaat fii ngir jël téléspectateur wala bu fekkee dafa am kenn ku nekk en ligne ñu jël ko àggali li nga xam ne moom moo di jotaay bi allo waaw ligne bi day saturé nag ñu ngi jégg bu baax allo waaw kay ñu dem allo apu ñu jël kenn waaw ñu dem xool yi ay éléments daal di ñëwaat ak yéen. waa Kebs donc situation Bangkok fii moom dëkk la boo xam ne comme partout ailleurs en Europe États-Unis
nit ñi dañuy respecter discipline bi dañuy respecter règle bu gouverneur joxee ne bu kenn génn kenn amatul droit génn donc fu Sénégal a nekk ñu ngi lay nuyu di ñaan yàlla yal na yàlla teggi li nga xam ne moo nekk nii actuellement si àdduna et li ko mën a dindi rek mooy na ñëpp dellu si discipline ñëpp dellu si yàlla et puis ñëpp toog xam ne que lii lu yàgg mettiwul donc nañu respecté man mii njóobeen su ma ñëwee ba section mid caps tourné xool ñu jël lépp fan laay jëlee yàpp metti na de waaye yal na yàlla def jàmm lépp ñëwaat si jàmm caps jërëjëf nuyu waa Sénégal. nag xaw ma kan moo la war a summi ngay wax ay miit Benoît Diop njaayeen yi la war a summi donc mi ngi noonu en quelque sorte moom itam def na benn doxantu wane li nga xam ne moom mooy nekk ordre bi régné foofu ndax nag ordre du tubaaba ko moom du américain ko moom du kenn ko moom du loo xamante ne kii da koy respecté kii du ko respecté ñun ñëpp ñoo ko war a respecté ñun ñëpp ñoo war a respecté consignes yi ndax nag lépp il y va de notre santé ak santé wu ñeneen ñi mooy que bu ñu waxee nañu toog ñun ñëpp nañu toog ndax toog bi muñ la pour quelque temps pour bañ li nga xam ne mooy virus bi propagé wu bu ñu waxee na bu kenn génn nañu toog ngalawaay ndax nag ngir sàmm suñu njaboot ndax loolu nekk na loo xam ne lu am solo la gis nañu ci ay panneaux lu nekk médecins yi ci àdduna bi yëpp di bind restez chez vous toog leen seen kër yi ndax ñun ñoo leen nekkal au front di liggéey c'est le lieu de rendre hommage à tout ce corps nga xamante ne moom moo di médecins yi ci àdduna bi gis nañ ni ci yenn capitales yi xam naa dañ leen woon image yi ndax ak fépp ci àdduna bi bu ñu wàccee nit ñi dañuy taxaw ci balcon yi taxaw fépp mënuñoo génn naam mais di tàccu ñi nga xam ne ñooy médecins yi di tàccu ñi nga xam ne ñooy chercheurs yi scientifiques nga xam ne ménagé wuñu benn effort ngir mën a am li nga xam ne moom mooy faj doomu aadama bi parce que nag li nga xam ne moom mooy l'humanité est menacée donc ñoom bu ñu fi nekkulee day nekk loo xam ne lu doy waar la kon nag ñoom ñi ngi leen di delloo njukkal ndax ay nit la ñoo xam ne ñi ngi bàyyi seen kër bàyyi seen njaboot fu ñu mën a doon toute nationalité takk nañu masque ba seen kanam yi marqué guddi ak bëccëg ñuy daw di jël risque bu ñëpp ñëwee bu nit ki ñëwee def test ku am feebar bi ñu ñëw jege la kon ñii nañ leen delloo njukkal muy médecin yeeg infirmier yeeg ambulancier yi réanimate ñi nga xam ne ñoo nekk réanimation képp koo xam ne wàllu docteur nga ñi ngi la naan jaaraama yàlla na leen yàlla defal jàmm te dooleel leen ñu jël kenn ki nga xam ne moo nekk en ligne allo. allo. salaamaaleykum. bonsoir maaleykum salaam Kebs. bonsoir na nga def tur bi naan la fooy woote. Pape Seck. Pape Seck depuis Marseille. oui en France oui. en France waaw Pape ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. maa ngi lay yónnee ay vidéo ci kii bi. mais xam naa jotagoo ko. gisaguma ko waaw. waaw xam nga Sénégal laa jóge man maa ngi rentré samedi. samedi nga ñibbi. waaw dafa am benn aspect bi ma gis bi nga xam dafa ma gêné trop bëgguñu sax ñu siy wax trop. muy ban. mais dafa mel ne nit ñi da nga am lu la jot daal. soo fa nekkee. dañuy def benn affaire bi nga xam ni doo comprendre dañ lay daw comme dafa am lu la takk wala certes c'est vrai. da nga jóge ci pays bu mel noonu mais relation yi ñu war am ñun. ci cordialité ak ci sincérité la ñu mës ànd. mais suñ la beddee tu te sens très blessé. dañ lay blessé tu doo sax ñome. après bu fekkee nit ku diplomate bu am diplomatie nga tu le prends à la légère. mais aussi dafa am lenn lu ma bëggoon wax li nga xam ni c'est très important. Sénégal problème yi nu mës am ci àdduna ñaan lañ ko réglé. ñaan yàlla. ñu départ ci Cheikh Oumar Foutiyou. bi muy ak Massina. la bataille de Massina. ak leneen ba ci Cheikh Amadou Bamba. nañu gëm li ñu fondé woon li ñu téye woon. ñu ñaan yàlla parce que tubaab yi lu ñu dem ba mënuñu ci dara problème am na. tubaab yi ñoo ngi koy xool mënuñu ci dara. nit ñi di dee. ñu koy xool mënuñu ci dara bonte problème am na ñun dañu toog suñu kër yi duñu génn. depuis bi ma ñibbee ba léegi presque wàccu ma. waaw mais problème am na nañu dellu si yàlla ñu ñaan. parce que ñaan rek a ko mën dindi te ñun dañu gëm ñaan man de dama gëm ñaan trop. dama xam ne ñaan mën na ko dindi. lii nag nañu gën jàppantewaat dafa war te daayira yi kooku doon na si wax tuuti léegi. daayira yi nañu xool seen fond de caisse yi ñu dimbali immigré yi. génnee ko dëgg la. waaw ñu xool ko. parce que c'est bien beau ñuy investir au Sénégal mais aussi bu problème amee war nañ dem suñu fonds yi. ñu xool nan la ñu mën dimbalee ñu toog seen kër yi. dëgg la parce que am na ñi nga xam ne dañuy vivre au jour le jour. dëgg la. jëlal ma am
ma am ma delloo si loolu la ñu am liggéey yónnee Sénégal loolooy seen doole mais daayira yi aussi du ma ni mën nañ ko mais nañu jéem def dara répertorier ñu doon kii xool lan la noonu leen war mën dimbale parce que ce sont des moments très difficiles de l'immigration loolu mi ngi sogay am ci àdduna ba ma xamee ba léegi man dëgg la situation bu difficile la c'est très très difficile très difficile à vivre fi ngay dund encore ak sa njaboot gi nga bàyyi Sénégal wallaay parce que immigré day liggéey rek yónnee loolooy rôle am loolu la ma leen di encouragé waat xam ne ñun ay frère la ñu nekk Sénégal aussi nanu wàññi seen kii bi ñuy def ku ñibbi si aussi su mënee dem faju su mënee dem xooli boppam mu xool boppam xool fu mu toll mais aussi ñoom ñu koy bañ def benn regard bi nga xam da koy dàq parce que waruñu nu beddi y a un problème dëgg la waaw waruñu nu beddi on se sent nag ma wax leen ko on se sent très loin de vous parce que yéen a ko def si regard bi ci lépp man dama ko dund kenn nettaliwu ma ko je suis revenu samedi maa ngi def Sénégal presque une semaine parce que dama ñëw affaire bi am frontière yi di bëgg tëj ma wut solution ñibbi sama njaboot loolu laa def quoi mais ñëpp mënuñu loolu aussi dëgg la yal na yàlla dolli sutura te ma insisté waat nañu ñaan parce que yàlla mooy joxe mooy xañ dëgg la parce que dafa ni wa ma tashaa'una illa an yasha allahu rabbul alamin quel que soit vos désirs c'est moi qui les réalise ba pare delluwaat ni innama amruhum iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun man maay nekkal mu nekk waaw yàlla moo wax loolu bonte nan ko delloo ci moom ñaan ko mu wàññi loxoom delloo nu ci jàmm gi nu nekkoon wasalaam jërëjëf grand nga xam ne moom it yàgg na Marseille Pape Seck di suñu xarit moom itam li mu wax am na solo lool ndax nag borom kun fa yàqu moom mooy def mooy dindi ndax nag médecins yi dem nañu comme ni ñu koy waxee léeg-léeg nga gis ci image yoo xam ne doo ci bëgg sax wax dem nañu ba tëlee pour bañ a alarmer nit ñi mais doy na waar daal doy na waar mais li ñu ci gën a mën a jàpp daal mooy suggestion bi kii Seck Jabel Seck génne sànq mooy que nañu jéem a seet ñi nga xam ne war nañ leen a mën a jàppale parce que itam nekk nañ ci situation ndax kuy dund au jour le jour ki daan génn di taxaw di jaay en attendant mesures yi di dugg en vigueur pour que ñoom ñu mën a jotale lott nañu kon nañu xool solution ndax daayira bu nekk am na kees daayira bu nekk am na looy denc association bu nekk am na kees nañu xool nan lañ leen ci mën a compal les plus vulnérables ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñu jàppale leen ndax Sénégal solidarité rek moom moo fi mën a génne yenn yi ndax soxla nañ ko lool ñu jël keneen koo xam ne moo nekk en ligne allo. oui allo salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax tur bi nan la ak fooy wootee. man la Seydina Camara di président association des Sénégalais de Brescia ak province waaye jamono jii may wax ak yéen maa ngi fii ci Sénégal. yaa ngi Sénégal Seydina na nga def ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm di la bàyyeek téléspectateurs yi ñu déglu la. waaw soxna si ñu ngi lay ziar di rafetlu émission bi. di gën a am mbégte ci li nga xamante ni si moom mooy TFM ci cër bi mu ñu jox. ñuy ñaan rek yeneen télé yëpp def na yéen. ndax pàcc bu am solo lan ci Sénégal. ginnaaw bi ñu rafetloo loolu nag ñu bëggoon a tàbbal ay kàddu rek yoo xamante ni fii. ñun jàpp nañ ni la ñu waroon a wax nañ ko ci wàllu boddi. te jàpp ñu ne nit dana boddi moroom ma surtout bu fekkee ni dafa bokk ci moom. dëgg la xëy na tiitaange dana yóbboo nit ba mu wax wala mu jëf loo xamante ni fii bu liy weesoo dana ko rëccu. kon ñu delloo si waat xel yi di wax ni tamit niñ ko waxee rek amul benn muudu boo xam ni dana dawee ca réew ma di wut pour ñëw rek ci wàllu wér-gu-yaram daw làqu si Sénégal benn ñaareel bi kenn du dawee foofa di ñëw pour indi loraange ci sa réew ñun nous avons été tout le temps des patriotes. allo waaw mu mel ne dina duggaat moom président association sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk Brescia mi ngi woon ci lancé bu baax waaye nag ñu avancé rek bañ a focus li nga xam ne moom moo di débat bi ci loolu point la ak aspect boo xam ne suli nañ ko te baaxoon na nag ñu taxaw ci mais dañuy jéem a jàll ci yeneeni point wax naa leen ko li nga xam ne rek moom la ñuy jëm itam ñu jëlaat keneen allo Apu dafa mel ne duggul allo salaamaaleykum
ñi ngi jéggalu bu baax ligne bi moo xaw a saturé 88 628 22 22 88 628 04 05 mu nekk numéro yi ngeen mën a duggee jàpp leen ne àllarba talaata bu jot muy mardi tey jii ak jeudi incha allahu rabbi dinañu toog defal leen seen émission diaspora loolu la ci groupe bi bëgg loolu la télévision Futur Média di def ngir jagleel leen ko ngeen xam ni vous êtes des sénégalais à part entière et que amul benn sénégalais boo xamante ne yemul ak yéen Sénégal ñun ñëpp benn lañu on est au même pied d'égalité ñun ñëpp ay citoyens sénégalais lañ nga nekk fii nga nekk bitim réew foo mën a nekk nag loolu la groupe Futur Média comprendre indil leen plateforme bi nga xam ne da ngeen mën a woote waxtaan ñu saafonte génn ci ay solution gën a avancé dem ci kanam loolu rek moo tax a jóg émission bi ñu xool keneen ki nekk en ligne ba xam allo. allo oui. salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na nga def tur bi nan la ak fooy wootee. maa ngi wootee dans le Sine Saloum. yaa ngi wootee. dans le Sine Saloum Sine Saloum. dégg-dégg bi xaw na des allo. allo. waaw kay waaw. waaw maa ngi wootee dans le Sine Saloum. waaw ñu ngi lay déglu. voilà damay woote rek. voilà pour contribuer aux émissions bi parce que je vous ai en direct là. voilà donc li ma bëgg a wax rek mooy je suis content ñi nga xam ne ni ñuy contribuer ci en direct émission bi. li ñuy wax yëpp dégg nañ ko ñun ñëpp kontaan nañ ci contribution yi. ñi nga xam ne ñooy oote au niveau de la série au niveau de la France toute la diaspora kontaan nañ ci ñoom ñëpp. voilà mais aussi il y a des Sénégalais yi aussi nga xam ne ci dëkk bi. xoolal soxna si baal ma nga wàññi tuuti son wu télé bi dégg bi leer. télé tey waaw kay ma déglu la baax jërëjëf. voilà. parce que am ay Sénégalais yu woote ngi marié à des Français woote ci Sénégal nga xam ci dëkk bi. ñu ngi voilà nga xam ne tey jii. dañ si yor seen entreprise bu ñu. te mu nekk loolu rek. voilà parce que xam nga nit ñi nga xam ne mooy dox ci réseaux sociaux yi ak yëpp. dafa metti parce que tey jii boo yoree sa borom kër. mu nekk ci dëkk bi. muy nandu. entreprise nekk ci dëkk bi. voilà ak li fi xew yëpp li nga xam ne mu xew ci mu tonce bi. metti loolu. voilà ñooy teg si de tous les jours xam nga dafa metti. apu dégguma li muy wax bu baax. mu ngi wax point bu am solo dégg naa ci daal boo amee sa borom kër mu nekk ci dëkk bi leerul bu baax dégguma bu baax li muy wax su mu nee duggaat mu wax ñu parce que mi ngi ci point bu am solo te yéen a moom émission bi mi ngi wax daal ci mbiru couple yi ak jafe-jafe yi nga xam ne dafay am bu fekkee leer na ñi nga xam ne ñooy sëy ak foofu loolu le fi nga xam ne fa la ñu nekk donc ñi ngi koy xaarandi na ñëw ndax li ngay wax intéressé nañu torop yow mi nga xam ne jigéen nga man damaa bëgg jigéen ñi ndax jigéen itam ñoo yor rôle yëpp même ci biir kër yeeg fépp ndax itam ñëwaat na allo Apu. allo maa ngi dégg. waaw kay allo waaw. voilà maa ngi dégg bu baax li ngay wax. waaw ma déggul woon man maa ngi lay doog a dégg. voilà comme li nga wax rek ñu rafetlu émission bi. comme c'est les Sénégalais de la diaspora la ñu wax. voilà aujourd'hui c'est pas le Sénégal c'est les Sénégalais du Sénégal avec par exemple mari ou femmes qui sont aujourd'hui des expatriés au Sénégal. Donc aujourd'hui il y a un problème apparemment ci téléphone bi et c'est vraiment dommage bu ñu mënee après am numéro bu ko defee ñu woo ko mu contribuer waat parce que communication bi leerul te mi ngi wax lu am solo donc daal ñu jàpp ni daal émission bi wax naa leen ko mardi bu jot ak jeudi bu jot. di remercier également suñu correspondant yi nga xam ne ñoo nekk fu nekk Famara Sow sama xel nekk na ci moom fi ñu toll nii ku mel ni Thian moom it tamit ku mel ni Seydina mi nga xam ne moom it def na lu mat 27 ans Espagne waaye Famara Sow moom plus de 30 ans mu nekk Italie di jàmbar joo xam ne moom niveau communauté tàmm na ci liggéey moom du xalaat boppam sax dafay nekk ci sénégalais yi di def liggéey bu am solo moom Famara Sow ñu ngi koy jaajëfal bu baax ñu jël ki nekk en ligne allo. allo. salaamaaleykum sëñ bi na nga def noo tudd ak foo ñuy woowee. maaleykum salaam soxna Kébs. tur bi nan la. man Cheikh Niang laa tudd. foo ñuy woowee Cheikh. Sénégal laa lay woowee.
waaw damaa nekk koo xamante ni damaa nekkoon bitim réew pendant plus de 30 ans. réew mun naan France. dëgg la Cheikh ñu ngi lay dégg. léegi ba ma fa retraité nag laa ñibbi ci Sénégal. daan fa liggéey ci social bi. dëgg la. dëkk bu ñuy wax Narbonne dans le sud de la France. yàlla def nag bi ma ñëwee Sénégal yàggul def na léegi ay 2 mois ngir mi fekk ma fi. mooy feebar bii ñuy wax. bi ma fi fekkee. boobu ba léegi maa ngi suivre événement yi. li nit ñi wax mooy li may wax rek. mooy nan delloo yàlla suñu bopp. ndax coono bi ak naqar wi. fépp la ñun ay sénégalais yu nekkoon bitim réew la ñu. ba ñibbi si fii. di am fa suñuy njaboot. foofa ci réew ma ba léegi. di leen xalaat ñoom it ñu ñuy xalaat. kon naqar bi defe naa ni c'est général ñëpp noo am naqar. mais li ko waa ji waxe sànq rek. nan delloo yàlla ci suñu borom. te aussi waa Sénégal ñu xam ni stigmatisation bi ñuy def war nañ koo bàyyi. di wax ni que ni immigré yi ñoo fi indi maladie bi. maladie bi yàlla suñu borom moo ko taf ci àdduna bi. yàlla indi na fii ay remèdes yoo xamante ni Sénégal gis nañ ni man maa ngi koy wax ña nekk te bitim réew laa koy wax Sénégal gis nañ ni fi mu nekk am na ñu fi wér ba génn dellu seen kër. kon bravo suñuy médecin ñiy liggéey ci santé bi Sénégal dañ leen a war a encourager. delloo njukkal dëgg la. loolu dal na xel. am na ñoo xamante ni woppoon nañu jóg nañu dellu nañ seen kër. le nombre ministère de la santé joxe na ko kon yàlla ngi ñuy indil saafara. nan delloo yàlla suñu borom. te bàyyi wax yi. lépp lu fi nit di wax ëllëg man loolu lay wax loolooy sama xalaat ëllëg di nga ko réccu. naan diw di wax ci tarixaat di wax ci culture ak noo ko fi indiwul ko fekk ku nekk di tam sa morom loolu def daal jaru fii ci Sénégal. jërëjëf loolu moom xam naa tiitaange la woon rek waaye fi ñu toll nii delloo si nañ xel yi. nañ ci sant yàlla. comme xamaguñu dëgg la loolu moom tiitaange googu yi dañ ko war a teg ci suuf. dëgg la xam ni yàlla suñu borom bi moo ñu yore. te solution yi noo ngi génn. incha allah jërëjëf. sur le plan international nit ñi noo ngi wax ay solution nan ñaan yàlla solution yooyu. nekk ay solution yu fiable. yoo xamante ni buñ ci appuyé wu xëy na dinañ am solution sur le plan international. loolu la ñuy ñaan yàlla. te bàyyi yenn yi delloo yàlla suñu borom yàlla mooy indi lii dina ko saafara. man loolu laa gëm man. incha allah rabbi jërëjëf yéen ña nekk bitim réew it man Cheikh Niang ku nekk France war nga maa xam Paris. war nga maa xam ci Montpellier. war nga maa xam ci sud bi parce que j'ai fait beaucoup de travail social en France avant ma retraite. dama bëgg daal. au nom de ñi nekk foofee ña ma xam man ma liggéey ci daayira yi liggéey ci association yi. ngeen dalal seen xel xam ni ñun Sénégal noo ngi leen di xalaat. dëgg la fu ñu jullee noo ngi ñaan. et sa intégration sa ñëwaat retour bi nga xam ne def nga ko ba ñëw commencé di liggéey fii comment ça se passe. maa ngi ciy sant yàlla bu baax soxna si. ci ban domaine nga ne. ndax maa ngi nii. maa ngi ci social bi toujours. créé naa fi benn association bu ñuy wax AE Force. mooy association d'entraide et de formation. sama récépissé génn na il y a à peu près 1 an. c'est bien. maa ngi def de l'entraide. macha allah. maa ngi jàppale sama dëkk bu nan Kébémer. di leen jàppale ci domaine sanitaire. ci benn communauté foofu. di leen jàppale xale yi maa ngi def réinsertion socio-professionnelle. pendant les vacances dinaay organiser des activités citoyennes ànd ak samay naataango foofu ca dëkk ba. bon ce qui me fait encore bouger. di ma fàttali samay expérience en France pendant des années.
quand même maa ngi ciy am satisfaction maa ngi sant yàlla am naa ay partenaires en France. lu tax ma wax la lu tax ma di la ko laaj mooy que souvent retour yi ak réinsertion bi day nekk loo xamante ne dafay xaw a compliqué bu jëmul ci lenteur administrative yi des fois dañ koy wax wala mu jëm ci loo xamante ne nii nit ki du ñeme pour ñëw te bu ngeen ñëwul compétence yëpp dem ñëwaatuñu dellu si waat dañoo uti rek waaye dañuy ñëwaat kon bu ma gisee ku mel ni yow amaat courage yu ñëw daf may mu neex man li may conseiller xam naa fi nga bëgg a jëm jarul ñuy garder antenne bi am ndax am na ñu bëgg a dugg li ma la ciy wax mooy que ni ña nekk fële jarul ñuy tiit ndax Sénégal lu mu métti sunum réew la man jëkk naa ñibbisi am fi ay déception entreprendre na du man kese am fi ay déception yoo xamante ni ça m'a valu ma delluwaat réew ma toogaat fa ay année ba nga xamante ni yàlla def na ni man gëm naa ni Sénégal fii la dama jàpp ci yàlla ñibbisi li ma waree ñibbisi bi ma dellusee aussi la mu nga xamante ni daloon na ma ci ay tolof ça m'a servi de leçon pour mieux réintégrer lenteur administrative yi tàmm naa ko j'ai fait dëgg la xam naa comme ni nga ko waxee dogguma la mais ñi nekk ci kii bi dafa bëri léegi sa numéro da nga koy bàyyi feenee parce que profil bu intéressant la bu ko defee ñun après dinañ amaat yeneen i jotaay yoo xam ne dinañ mën a jël di la citer en exemple voilà incha allah kontaan nañu bu baax ci sa woote ma leen di wax rek gis ngeen loolu tamit lu mat a bàyyi xel la tey moom ay points yu bëri la ñuy waxtaanee nekk cim réew plus de 30 ans dellu si waat am courage yu ñëw des fois dañuy bëgg a ñibbi si waaye da ngay toog ba ci yàgg nga ne bu ma ñëwee mun naa investir ñu nax ma wala bu ma ñëwee mun na am lenteur administrative yi bu ma am lii mais nag moom wax na loo xam ne lu am solo la àdduna lépp tëbul sotti gis nga bu lépp yemboon mooy lépp sotti nga xam ne amuñu benn coono mooy noppaliku nañ bàyyeekoo nañ fi àdduna ay coono yi neen la coono bu am nag dalay permettre nga gën a mën a jógaat pour amaat beneen élan c'est pas parce que arrivé na la bëgguñu mu arrivé kenn benn yoon rek que da ngay abandonné Sénégal la ñu am l'Afrique est une terre vierge bu ñu dépassé li nga xam ne moom moo am yëpp nee naa la Afrique dafay jógaat nekkaat beneen mu nekk renaissance boo xamante ne dinañu mën a demal suñu bopp te bu ñu demee rek nañ dem ndax am nañu ressources yi on a tout am nañu compétences yi am nañu ressources humaines yi li des kay mooy ñu ajusté waat rek ajusté waat ci tabaxaat li nga xam ne mooy jikko yi tabaxaat li nga xam ne mooy comportement ak patriotisme ñu gën koo fësal buñ ko defee rek bëgg suñu réew dañuy dem ci kanam mu mel ne am na keneen koo xamante ne rek beneen doomu Sénégal boo xam ni mi ngi ñuy woowee foofule ca France moom itam Madiop Fall la ñu koy woowee Madiop ñi ngi lay nuyu di la dalal di la bàyyi nag nga andi sa contribution ci diaspora bi le allo Madiop ndax mi ngi dégg allo salaamaaleykum Madiop asalaamaaleykum apu xam naa est-ce que amul tuuti jafe-jafe pour dégg ma Madiop ñi ngi lay nuyu déggul asalaamaaleykum waaw kay ñi ngi lay nuyu waaw ñi ngi lay dégg bu baax Madiop waaw ñi ngi lay dégg waaw ayca ñi ngi lay nuyu di la dalal yaa ngi woote je rappelle que yaa ngi woote foofu ci France nga wax ñu exactement fan yow rek la ñuy déglu. waaw honnêtement dégguma bu baax. waa demal ñu ngi lay dégg demal. je sais pas si je peux intervenir. oui vas-y interviens vas-y demal. je vois des gestes mais dégguma en réalité pas. waaw demal ñu ngi lay dégg c'est bon. Apulaay est-ce que amul c'est bon mun nga dem waaw ayca ñu ngi lay déglu waaw apparemment dafa mel ne dafa am tuuti jafe-jafe apu nañu dugalaat Madiop après ñu xool naka la ñuy def bu mu mun a contribuer rek bu ñu mënee am tamit ñeneen i intervenant yi ma rappeler ren rek ne seen émission diaspora tey lii la li jot a xew ci journée bi nekk une journée historique boo xamante ne l'histoire retiendra que tey ji parti politique yeeg opposition beeg ñëpp dañoo jël nag teer li nga xam ne moom moo di rancœur yi nekk un seul et indivisible muy li ñu xamee Sénégal dem toog ak ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi waxtaane ko kenn ku nekk indi sa xalaat te loolu yëpp nag li ko def mooy am esprit de
dépassement xam ni l'heure est grave te li nga xam ne moom moo ñu war rek mooy ñu booloo ndax boo booloo ci ngay gën a mën a combattre cet ennemi invisible nga xam ne mi ngi def des ravages et ñun yàlla suñu borom subhanahu wa taala dimbale nañu ba nga xamante ne gaa mi ngi fi sax nañu am conscience que mi ngi fi et que ñu respecter consignes yi ñuy wax toog suñu kër yi waxtu wi nga xam ne moom la ñu wax kuy génn boo xam ne amul njëriñ wala bu inutile nga toog te nag loolu rek mun naa tax ñu mucc ci ndax virus bi génnul di doxal tànkam day transporté wu ci nit ba nit kon nag nañu toog ba pare respecter consignes yi di gën a raxas loxo yi fu ñu toll ba pare moytu dajaloo bi moytu rassemblement bi moom moo ñu ci mën a génne waaye daal jàppaleen ne tey Sénégal li fi xew rek wane na ne ñun ñëpp ñoo war a doon benn ndax nag gis nañ ni nga xam ne noonu la demee tey ci journée bi ñu jël nag ki nga xam ne moom moo di Madiop di ñu wooyee foofule ca France Madiop nuyu nañ la. waaw Kebs maa ngi nuyu la ziar bu baax a baax. waaw fan ngay wootee exactement ci France. Dans les Ulysses le 91. D'accord yow rek la ñuy déglu ñu ngi lay dalal ak jàmm di la bàyyi nga àndi sa contribution gannaaw ba ñu la nuyoo ba pare. waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. di siyaar sama mbokk yi nga xam ne vraiment ñi ngi jaaxle di laajte nu ma def ak njaboot gi ak xale yi ba ñëpp si jàmm. di dalal seen xel rek di leen wax ni ñi ngi si jàmm dëgg la nag. Covid 19 lëmbe na àdduna. mi ngi jaxase àdduna. waaye moom li ma leen mën a wax mooy ñun actuellement ñi ngi confinement depuis lors. Depuis combien de jours? Les écoles sont fermées. Depuis combien les universités sont fermées. ñun dematuñu liggéey. man y a une semaine sama buntu kër romb ma ko. sama loke sax laalu ma ko pour génn ci biti. parce que on sait exactement ce qu'il y a. le problème qu'il y a. ce qu'il faut éviter. mooy le rapprochement. nit ñi di demalanteeg di saafonteeg di génn loolu yëpp mën na indi loo xam ne dafay lawal jàngoro bi. léegi nag waa Sénégal dañ leen di ñaan. ngeen dimbali seen bopp dimbali seen famille. pour ngeen toog seen kër pour jàngoro bi bañ a sonal Afrique. les pays européens ñoom ñëpp a jaxasoo. vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes yi nga xam ne ñooy décédé par jour. bu njëkk da doon xalaat ni ay mag la doon dal mais léegi mi ngi ñëw ci ñi nga xam ne ils ont moins de 50 ans. ce qui veut dire que ni ça peut toucher tout le monde. beneen élément boo xam ne dama ko bëgg wax. dëgg la Sénégal nag jaxasoo nañ ak immigré yi nga xam ne ñi ngi ñibbisi. sama mbokk immigré yi nga xam ne dañuy jóge seen dëkk. bi nga xam ne dafa am feebar bi di dem Sénégal. vraiment man dama leen di wax nañu toog fi ñu nekk ñi bañ a dem Sénégal. parce que dëkk boo xam ne amu ko woon. te ñi nga xam ne ñoo ñu njëkk doon ko indi. peut-être ay tubaab la ñu woon. relation yi ñu amoon ak famille yi. dafa wuute. léegi bu ñu ñëwee comme ñun da ngay ñëw di saafoonteeg sa njaboot di saafoonteeg sa waa famille. di waxtaan ak ñoom. di demalanteeg ñoom loolu lu muy wane. mooy ñun dañuy nekk ñoo xam ne il faut ñuy fréquenter suñuy famille donc dañuy toog bañ a dellu. man nag am na ñoo xam ne je les comprends honnêtement ça fait pincer le cœur mais dama leen comprendre parce que bu fekkee ni dañ doon nekk ci marché di dund di jaay di vivre au jour le jour lépp lu ñu am ñu yónnee ko Sénégal bu ñu demee ba ñu arrêté lépp ñu war a mën a dund xamul ñuy def ci seen xaalis nekk Sénégal mën naa accompagner dañuy dem Sénégal pour peut-être vivre là-bas. mais dama di demander rek nañu toog xaar. li des bëreetul. du solution incha allah borom xam-xam yi ñu ngi góorgóorlu pour seet ñuy utee garab boo xam ne moo koy saafara. vraiment c'est l'appel bi nga xam ne dama koy lancer à sama mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ci biti. yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk Sénégal dalal seen xel wax leen ñi ngi si jàmm. ñu ngi toog suñu kër yi génnuñu. am na solo bu baax a baax kon foofu noonu ca France ni nga ko waxee noonu la médecins yi sax dañoo jaxasoo ñëpp tële nañ jaaxle nañu kon nag li nga xam ne moom mooy li war rek mooy ñu jéem a yar suñu bopp te toog ci kër yi foog naa ne loolu am na solo ñu bàyyi la rek nga tàggatoo ndax nag wax nga ko nee nga yaa ngi ci jàmm te loolu lu bien la ndax nag yéen ñi nekk foofu yéen a ngi foofu mais seen xel yépp mi ngi Sénégal.
waa suñu xel yëpp a ngi Sénégal rawatina ñun ñi nga xam ne ñun dañu jëloon vacances ba pare pour ñëw Sénégal parce que Kazu Rajab bi ñu waroon fekk Sénégal appel Lahad bi ñu waroon fekk Sénégal mais malheureusement ak projet bi astafurlah ak mbas mi moo yàq suñu programme yëpp koo xam ne mi ngi planifier affaire am boo xam ne suñu boobu rek a mat man ak bi ma jëndee sama billet léegi defe naa novembre 2018 laa jëndoon sama billet 2018 pour dire daal suñu borom lépp ma mat yow nga wàcc yu yàgg mais moom mi ngi lay xaar rek xam ne yow doo dem kooku nag mooy koo xam ne lépp lu mu nam suñu ci nit ki dafay ne dëgg la ñun nañu sabablu fexe ba éviter li ñu wax ni moom mooy lawal jàngoro loolu daal laay sant sama mbokk yëpp di leen ko ñaan di leen ko demander di wax waa Sénégal nañu xam ne lii lu existé la nañu gis nga yonte bi saaxonte bi nañu ko wàññi wax dëgg ne xel toog ci kër yi aussi vraiment ak état d'urgence bi ñu def ak couvre-feu bi c'est bien mais il y a des images qui circulent sur le net yu ñuy wane ay nit yoo xam ne da leen di dóor loolu moom vraiment du lu may rafetlu parce que dañu supposé ni nit koo xam ne da nga toogoon doon liggéey wala am foo demoon bëgg ñibbi mu lépp taxaw mënatoo dem ñi taseeg yow ci mbedd mi dóor la du loo xam ne dañ koy rafetlu daal loolu moom vraiment ñu ngi koy déplorer maa ngi jégalu nag bu fekkee ne li ma wax am na ñoo xam ne da leen déranger c'était pas mon intention dëgg la jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal dëkk bu nekk moom kenn ku nekk ak say idée contradictoire mooy tax am réew jëm kanam kenn ku nekk ak ni nga ko xalaatee gis-gis bi nga xam ne moom ngay am ci mbir mi waaye li leer ba leer daal bu ñu joxee bu buur ne toog leen da ngeen di toog te rawatina toog bi pour li nga xamante ne la moom mooy suñu santé bopp la kon lépp lu waay di doxi moom incha allahu rabbi bu yaboo balaa 20 heures di jot rek na la fekk nga nekk sa kër moom moo gën nekk ci jàmm pour éviter rassemblement yi nga xam ne moom mooy am ñu bañ a xaar sax kenn ku ne da ngay doon sa soldaaru bopp wax naa leen ko kenn ku nekk da ngay doon sa soldaaru bopp doon sa policier bopp doon sa gendarme bopp mooy lan en quoi faisant lépp loo xam ne dañu koy tere rawatina lépp loo xam ne dañ ko ciy def rek feebar la boo xamante ne luñ ne alal du ko faj leneen du ko faj li koy faj mooy que nga toog buñ lay contraindre waruñu egg ba ci contraindre bi sax buñ ne la toogal rek da ngaa war a toog ndax nag nekk citoyen fonk sa réew fonk sa bopp fonk say ñooñ fonkaale sam réew bokk na ci li nga xam ne ak sa famille mooy bu ñu la nee lii mooy joxe jàngoro bi nga war koo mën a moytu waxuma la aar sa bopp sax mais nga aaraale des milliers de personnes ndax jàngoro bi wàllaate bi muy wàllaate gaaw na à un rythme boo xamante ne mooy moo tax ñu war a respecter lépp loo xam ne digle nañ ko bu ñu nee nañu toog on a toute la journée pour mën a dem defi li nga xam ne moom la ñu war a def confiné wu toog sa biir kër moom mooy li nga xam ne moom moo am solo wàññi saafonte bi joxante loxo bi tere nañ ko ñi ngi koy wax mais la répétition est pédagogique xam nga ne heure bi kenn waratul nuyonte kenn waratul joxante loxo kenn waratul jegante li nga xam ne moom la ñu mën a def minute bu jot nga désinfecté say loxo désinfecté li nga xamante ne boo génnee ba ci biti laataa ngay duggaat tamit nga def même chose li koy def lu yomb la boo amulee moyens yi nga jël li nga xam ne moom moo di vinaigre blanc ak bicarbonate de soude rek boo ko jëlee mélangé ko foo ko pompe di ko pompe wala nga koy wis lépp lay daal di dindi lu jëm ci doomu li nga xam ne moom moo di bu nekkee ci biti du am doole ñu jël téléspectateur bi nekk en ligne allo waaw da ngay wàññi sa télé bu baax a baax nga sori ko bu ko defee nga dégloo ci téléphone bi waxtaan bi mën a neex allo salaamaaleykum allo waa xam naa du ñàkk mu woote waat def leen ti moom 88 628 22 22 ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk fu nekk ci àdduna bi je souligne également am na jigéen ñu bari ñoo xamante ne ñi ngi def liggéey bu am solo maa ngi ko doon wax jigéen ñoo nekk ci premier front yi ci fépp nag ma ci nuyu kenn rek di ko jaajëfal muy soxna ki nga xamante ne rek moom moo di Oumy Sarr nga xam ne moo yore diaspora international ñu fay def liggéey boo xamante ne bu am solo la moom itam xam-xamam màcc lool ci wàllu li nga xam ne moom moo di immigration moom mi ngi nekk fi nga xam ne mooy Canada semaine bi passé duggoon na ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi sensibilisation bu am solo lay def moom soxna Oumy ñi ngi koy jaajëfal bu baax bu loolu am na ñeneen ñoo xamante ne également ñi ngi nekk fi ñu nekk tamit di rassembler di regrouper nit ñi mais par dajaloo waaye par nouvelle technologie yi nga xam ne moom mooy rek par téléphone di def liggéey bu am solo ñu jël benn téléspectateur bi nga xam ne moom moo nekk en ligne allo
salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si tur bi nan la ak fooy wootee. man maa ngi wootee dans le Sine Saloum. yaa ngi wootee. dans le Sine Saloum Sine Saloum. du wàññil tuuti ah. Sine Saloum waa ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Sine Saloum yëpp. waaw maa ngi leen sant di leen gërëm. voilà di rafetlu émission bi. jërëjëf waay. tur bi nan la noo tudd. maa ngi wootee dans le Sine Saloum bu ma sañoon damay leb tur bi. ah da nga koy leb waa baax na kon. waaw ñu ngi woote au niveau de Ndangan Samb. waa ñu ngi lay déglu waa. voilà on est des collaborateurs de la TFM. waa ñu ngi lay déglu. voilà mais Kebs aujourd'hui l'heure est grave comme lu ñu mënti wax. lépp metti na. metti na au niveau des structures hôtelières. au niveau de Ndangan Samb. au niveau de Fimela dans toute la zone tout est fermé. hôtel yëpp tëj nañu. voilà li ñu naqari rek mooy aujourd'hui on parle des Sénégalais de la diaspora mais il y a des Français aujourd'hui yi nga xam ne ñooy suñu jëkkër yi. ñooy suñu jabar yi. ñii au niveau de la zone. bi ñu ootee fu ñu ñoom ñëpp ñu ngi toog. mais parce que dañu investir ci hôtel yi. investir ci restaurant yi investir au niveau de l'agriculture et tout. ñu ngi fii il faut pas les oublier. parce que aujourd'hui ñi nga xam ne ñooy seen jabar yi nekk seen jëkkër ñu dañu sonn. voilà parce que dafa metti li ñuy bëgg rek il faut pas les oublier. aujourd'hui ñu ngi wax naan par exemple il faut se laver les mains et tout au niveau de Ndangan Samb amuñu ndox amu fi y a pas d'eau amuñu ndox. parce que day doy waar ci xeex bi moom ci feebar bi. dafay doy waar dafay doy waar booy oote aujourd'hui au niveau de l'hygiène et tout ça il faut nga am ndox mais amuñu ndox bu ñuy sangoo amuñu ndox bu ñu naan population bi ñu ngi fi booy am ndox da ngay fekk da ngay jënd ay citerne ñu ñëw di la servir xam nga dafa metti Kebs. dëgg la dama bëgg aujourd'hui au niveau de la population ñëpp xam ne au niveau de Ndangan Samb au niveau de l'arrondissement de Fimela voilà au niveau de Fatick amuñu ndox. Ndangan Samb. voilà ñun on a le restaurant hôtel Les Cordons Bleus. on a fermé nos structures. dañuy tëj on a mis notre personnel au chômage technique. dafa metti mais jël nañu xalaat nañ leen xam naa ci li nga xam ne moom moo di plan bi ñu teg rek te comme ni ñu ko waxee rek télévision relais la ñun dañuy relayer information bi c'est bien nga dugg parce que yéen a moom émission bi jàllale sa information mu egg ci autorité bi mu war a egg ndax li mu wax tamit lu am solo la ndax xeex jàngoro bi moom dafa ànd ak am ndox am saabu donc nañu bàyyi bu baax ci zone boobu. vas-y du question ndox bi yëpp du question ndox bi. ce que je veux dire c'est que l'émission c'est une émission de la diaspora. mais moi aujourd'hui je suis mariée à un Français. j'ai envie que la population sénégalaise sache que il y a des Français qui ont investi au Sénégal. yoo xam ne aujourd'hui peut-être que la France a mis des avions. pour ñu bi ñoom dañuy toog ne fii lañu dëkk. parce que les Français qui ont fait 15 ans 20 ans au Sénégal. ñoom fi lañ boole seen bokk. dëgg la. voilà tey jii suñu génn ñu leen di ooy corona parce que c'est des Français. voilà parce que ñun am nañ ak ñoom ay doom yoo xam ne ils ont 20 ans. daf ñuy naqari. dëgg la voilà. dëgg la xam naa daf ñuy naqari. donc loolu moo tax may woote parce que on est des Sénégalais à part entière. dañu bëgg rek ñu dégg leen ngeen dégg ñu. Sénégal dégg ñu. voilà au niveau de l'international ñëpp dégg ñu. on est là. on souffre. voilà donc moo taxoon tey jii man dinaa dugg ci émission bi pour wax ak yéen. parce que c'est une émission de la diaspora. donc pour dire que aujourd'hui il y a des Sénégalais aujourd'hui il y a des Français qui ont investi au Sénégal, qui ont des hôtels, qui ont des restaurants, qui ont des fermes agricoles qui souffrent au niveau du Sénégal, plus particulièrement dans le delta du Sine Saloum, plus particulièrement en Ndangan. Nous, on a la structure Les Cordons Bleus, on souffre parce qu'on a mis nos
dëgg la mu nekk un cri du cœur wax nañ leen ko l'antenne est ouverte képp koo xam ne doomu Sénégal nga beddeeku moom wax nañ ko fii depuis sànq et puis souligné na loo xam ne lu am solo la mooy que rek sànq ba léegi mu ngi xam naa maa ngi koy door a xam mu ngi insister moom elle est mariée à un Français ak ñeneen ñi nga xamante ne également dañu def mariage mixte yooyu donc ñooñu tubaab yooyu de bàyyi seen dëkk ñëw ba fii dëkk fi investir fi tamit bañ ne duñu delluwaat seen dëkk tamit toog fi ñooñu tamit dañ leen war a considérer comme ni ñuy waxee rek mooy li ma wax rek nañ leen taxawu jàppale leen comme ni ma ko waxee léegi sa message jàll na ma sœur ñun tamit bëgguñu kenn di souffrir Sénégal du terre boo xam ne nit dafiy toog di souffrir kon nag nañ leen bàyyi xel bu baax a baax buñ leen fàtte sa message yaakaar naa ne jàll na bu baax a baax te ñi ci war a jël rek ay matuwaay danañ ko ci jël na fa bëgg Sénégal dégg ko àdduna dégg ko pour que ñu déglu leen ñoom itam fàttali ne zone boobu nag xeex bi tamit dafa ànd ak li nga xamante ne moom moo di ndox am fépp baawaan saawaan bu ko defee ñëpp mën koo utiliser Apulaay il faut nga dugal waa Maroc yi parce que boobu ba léegi jëluñu leen xam naa laataa ñuy terminer mooy ki nga xam ne moo ñu nekkal rek fii di Layun xam naa ne jeudi prochain comme waxtu wi matalewul rek dinañ mën a waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk muy ñoom Lamine Fall ak ñeneen ñi ci des rek mais ki nekk Layun Maroc boobu ba léegi nag Maroc dafa nekk ci koo xamante ne ñoom ay liens yu séculaire la ñu am muy Sénégal ak Maroc waaye bi li nga xamante ne jib na moom dafa teel a tëj ay frontière am mais nag dafa bëri ay sénégalais lool ba tax na nag soxna Seynabou Niang mi ngi fa la grande voyante waaye itam monsieur Diakhaté également nekk foofu rek ca consulat ba moom mun nañoo dugg mu wax liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def au niveau des sénégalais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk Layun foofu le au Maroc xam naa moom la ñuy jël rek dernier téléspectateur bi nga xam ne moom mooy dugg bu ko defee rek ci tënk ma wax leen ni le Sénégal est un beau pays malgré problème yi ñu am malgré jafe-jafe bi nga xam ne moom moo fi dugg terewul dafa nekk dëkk nit ñoo xam ne ñu sociable lañu ñu bëggante lañ di saafonte tey jii mu am image bu rafet boo xam ne loolu la ñu war a retenir gis nañ ni également le président Youssou Ndour dem na fi nga xam ne moom moo di palais ba ñu recevoir ko waaye moom itam nekk na koo xam ne fu Sénégal soxlaa rek mooy njëkk a taxaw génne nag li nga xam ne mooy concept bu am solo muy daan corona kon Sénégal yaakaar naa ne tey jii gis na mettre en li nga xam ne moom moo di à la disposition antenne yeeg direct yeeg yi ngeen di gis yëpp muy wane ne moom patriote la à part entière rek te bu sa réew soxlaa taxawaay bi nga xam ne moom la am moom la Sénégal yëpp am fi ñu toll nii ñu jël nag ki nga xam ne moom moo di monsieur Diakhaté nekk foofu le ca Layun xam naa ne moom la ñuy jeexalee au Maroc asalaamaaleykum monsieur Diakhaté. waaleykum salaam Adja Kebs Thiam. ñi ngi lay nuyu bu baax di la dalal ak jàmm. waaw ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm aussi si émission diaspora bi nga xam ne vraiment yaa ngi koy def. di la bëggee bu baax a baax parce que di la wax ne rek na moon nañ la vraiment diaspora bi yëpp na moon na la. jërëjëf son excellence léegi nag ñu bëggoon a xam rek foofule ca Layun naka la mbir mi tëddee. waaw Adja Kebs Thiam gis nga ne depuis nga xam ne feebar boobu ñuy wax coronavirus ak lëmbale na jamono. alors jàpp nañ ne fii nga xam ne moo nekk si biir Maroc plus particulièrement dans le sud du Maroc muy Layun. waaw. xam nga booy xool ne Layun si boppam. moom mooy capitalu Sahara. waaw te boo xoolee ne Layun aussi également immigré yi nga xam ne ñoo nekkoon dans le nord du Maroc ñëpp dañu replié wu vers Layun. ndax ñu bëri fii la ñuy jaar pour vers l'immigration clandestine di dem fële au niveau de Las Palmas. dëgg la. alors yàlla def na ne aussi également fii nga xam ne la ñu nekk. alors booy xool mu ngi regroupé au moins dans le Sahara plus de 2700 Sénégalais parce que ñi nekkoon ci nord bi yëpp dañu daw ñëw fii nga xam ne mooy Sahara bi. quand même 2700. plus de 2700 Sénégalais. ndax le Sahara du Maroc dafa ëmb Guelmim Layun ak Dakhla. alors depuis ba nga xamee ni feebar boobu ñuy wax coronavirus jóg na. boo xoolee ci biir la Maroc gi yëpp am nañu 170 cas yi nga xam ne moom la ñu confirmé. mu am 6 cas yi nga xam ne ñoom la ñu faj ñu wér ak 5 cas yoo xam ne ay décès lañu. waaye yàlla dimbali nañu benn cas la ñu amoon ci benn franco-sénégalaise bi nga xam ne dafa ñëwoon 16. mais yàlla def mu amoon coronavirus ñu faj ko ba mu wér. macha allah. donc dellu na ci ay mbokkam.
alors situation bi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñooy les sénégalais de la diaspora fii si biir Sahara bi ñun dañu jàmmarloo ak ñaari ennemi muy lan bu jëkk bi mooy le coronavirus beneen bi mooy la crise économique rampante bi nga xam ne moom la ñuy sentir au niveau de la diaspora parce que booy xool soxna Kebs les 97% ñi nga xam ne ay sénégalais yu nekk si diaspora bi ñoom ñu ngi nekk di liggéey dans le secteur informel tey xam nga ni Maroc depuis le 20 mars la ñu décrété benn état d'urgence sanitaire depuis le 20 depuis le 20 mars donc bépp immigré ak marocains yi yëpp déjà ñu ngi nekk si biir kër yi kenn du génn kenn ku nekk yaa ngi des sa biir kër mais la ñu yàlla suturaal mooy permis yi nga xam ne mooy permis de circulation yi yàlla suturaal na ma ba nga xam ne man maa koy joxe au niveau du Sahara yaa koy délivrer donc maa koy délivrer benn te loolu autorité locale yi booy xool ci région yi nekk si Maroc yëpp alors autorité locale yi ñoom ñoo koy délivrer mais fii si Sahara bi autorité locale yi man la ñu jox sañ-sañ mooy délivrer li nga xam ne mooy permis de circulation pour tous les immigrés macha allah ndax aussi également je suis le président de tous les immigrés dans le Sahara alors yàlla def na aussi également cas yi am ci Sénégalais yi nga xam ne depuis nga xam ne ñu décrété état d'urgence bi am nañ 50 personnes yi nga xam ne ñoom dañu vraiment dañu nekk au niveau de Dakhla ils sont tellement coincés là-bas mais yàlla def na defal nañu sutura ba nga xam ne nii kilifa gu mag bu ñuy wax Cheikh Mohamed Fall Mori alors moom la ñu woo mu def ci ay démarches yu rëy rëy ba nga xam ne tey ñuy représentant bi nga xam ne moo nekk Dakhla fexe na ñi nekkoon ci mbedd mi fexe na ba recaser au moins 16 personnes ndax 50 la woon mais ña sa des aussi également ñoom ñu ngi fexe nu ñuy mën a def ba recaser avec les autorités yi nga xam ne sénégalais yu intervenir au niveau de Dakhla macha allah macha allah alors tey si ngoon aussi le consul général Massamba Sarr woo na ma pour di ma xamal ne y a un convoi de 15 voitures yi nga xam ne ñu ngi coincé entre Bousdour ak Dakhla dëgg la te ñëpp ay sénégalais ñoo ne ci biir ay sénégalais lañu alors ñu ngi si doon def si ngoon ki ay démarches parce que man suba ba léegi dama doon recevoir immigré pour di leen délivrer li nga xam ne mooy permis de circulation yi liggéey bi am solo bi ngay def dafa doy waar torop moom moo tax ñu bëggoon nga dugg pour mën koo wax parce que déjà wax naa ko sànq à l'antam am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo jugoon ñi ngi ci frontière bi mais foofu ci Zahra yaa ngi ciy def liggéey bu am solo jërëjëf soxna Kebs si loolu la ñu nekk ba tey si ngoon woo nañu gouverneur bi nga xam ne moo nekk Bousdour alors pour fexe ñu décanter la situation bi nga xam ne suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne ñu ngi souffrir si diggante Bousdour ak Dakhla donc yàlla def na aussi dimbali nañu ba nga xam ne ñooñu dañuy replier wu vers Bousdour pour que ñu mën a installer foofu parce que boo xoolee par exemple depuis feebar bi am ba léegi ak suñu 170 cas yi diggante Layun ak Dakhla boobu moom rek moo rëcc si biir Maroc dëgg la amuñu benn cas donc loolu yàlla suturaal nañu loolu moo tax rek aussi également que sécurité bi ñu gën ko renforcer au niveau du Sahara dëgg la mais boo xoolee aussi également que sénégalais yi peut-être problème bi ñu am mooy li ma la wax tout à l'heure que ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'informel alors ils ont des problèmes parce que ñu ngi tëju ci biir kër gi am na ñoo ay ci biir kër yi am na ñoo xam ne ay marchands ambulants la ñu woon ñu ngi doon nekk ay menuisier ay plombier ak yeneen mais yooyu yëpp actuellement taxaw na donc ñu ngi xool li ñuy def solution di autre solution avec les autorités locales dëgg la comme yàlla dañu baaxee ñu am relation yu rafet parce que relation bi nga xam ne moom la Maroc am ak Sénégal relation yooyu lu ko gën a mag moom la ñuy tissé ci biir Sahara bi dëgg la autorités yi jàppale ñu aussi également ñuy mën di jàppale suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk vraiment dans des situations très difficiles dëgg la jërëjëf donc ñu ngi si def liggéey bu rëy macha allah dëgg la gis nañ sa liggéey ñu ngi lay jaajëfal bu baax son excellence jërëjëf merci beaucoup soxna Kat waaw du ñàkk dinañ la contacter waat ndax foofu dafa nekk benn zone bu stratégique boo xam ni diggante Maroc la fa la ñu xale yi di jóge doon fa jaare mu nekk zone boo xam ne bu stratégique la diggante Maroc ak Espagne donc moom moo tax xale yi souvent dañuy tàggateem bi foofu waaye gis nañ liggéey bu am solo bi nga xam ne moom mi ngi ko ciy def moom ak Cheikh Fall Mori Cheikh bi moom itam ñi ngi koy jaajëfal ndax sénégalais la moom itam mi ngi def liggéey bu am solo te mi ngi fii ci Sénégal di jàppale xale yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ci fi nga xam ne moom moo di Layun ak soxnaam soxna Seynabou Niang la grande voyante donc nag xam naa ne ñi nga xam ne ñoom la ñu programmé woon ñëpp
pour ñu intervenir ak ñenn ñi nga xam ne ñoo bëggoon a dugg insister ba sonn. maa ngi jos léegi Sele Dieng moom mi nga xam ne moom moo daje woon nag ki nga xam ne moom moo di président Obama foofu la ca Espagne moom itam ba mu bind ko ci li nga xam ne moom moo di livre mi ngi bëgg a dugg moom it mënut a dugg donc Benoît moom it mi ngi bëgg a dugg ñi bëgg a dugg ñëpp daal mënuñu fi nekk sax di leen lim mais dugg bi jafe na ñi ngi jéggalu bu baax di leen wax ne ki nga xam ne moom mooy Mamadou Lamine Fall muy nag nga xam ne moom moo nekk rek président association sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Atlanta moom itamit naroon na dugg waaye jotut a jàll di nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di leen wax ne émission bi seen émission la désormais mardi bu jot ci kàttanu yàlla ak jeudi bu jot di ngeen ko mën a am bu neexee yàlla ñuy ñaan yàlla sunu borom nag moom mi nga xam ne mooy borom kun fayakun mooy def di dindi mooy tege mooy teggi mu teggi nattu bi nga xam ne tegu na ci Sénégal tegu na ci àdduna bi yépp nag mu bañ a law d'abord ci Sénégal te képp koo xam ne dal na la suñu borom yëkkati la ndax itam nag suñu borom bu gisee ne xol yëpp ànd na day kontaan ba lépp loo xam ne ñaan nañ ko rek dina ko sottal kon nañu doon benn doon seul et indivisible peuple noonu la ñuy doxalee ngir nag suñu borom mën ñoo jàppale taxaw ñu jàppale médecins yi jàppale ñi nga xam ne rek ñun ñëpp nañu jàppalante suñu biir ngeen ñaanal ma ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nag groupe Futurs Médias ñëpp nga xam ne fi ñu toll nii nee naa leen fii la njàmbarte di feeñee ak fii la passion di feeñee bu ngeen xëyee suba teel Pape Cheikh Diallo yee leen toog moom ci ndum man mi itam gis ngeen ne maa ngi toog fii rek ngir lépp loo xamante ne rek soxal na leen ci diaspora bi donc ñu ngi leen di jaajëfal toute l'équipe ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ñooy ay jàmbaar muy nag ki nga xam ne moom moo di Apulaay moom moo nekk ci li nga xam ne mooy réalisation bi ak nag Kamou Seck nga xam ne moom itam il ne ménage aucun effort mi ngi fi moom itamit ki nga xamante ne rek moom moo di Mansour Mor Xarma ci caméra bi Mansour Demba Ndaw moom itam ñoom ñëpp a ngi fi ak Pape Maguette ñi ngi def liggéey bu am solo ak Babacar Bey moom itam Babacar Bey mu yaru moomu le mi ngi def liggéey bu am solo ak promotion moom itam mi ngi fi kontaan ñun ñëpp ñi ngi fi ak itam ñi nga xam ne ñoo yore logistique bi àndaale ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ñëpp ñoom Pullo ñoom ñëpp Mohamed ñi ngi leen di jaajëfal di leen wax nag ñu bàyyi leen nag vidéo bu am solo bi nga xam ne wax naa leen ko daan corona moom le citoyen le sénégalais le patriote l'africain moom Youssou Madjiguène Ndour ñu dem rek ñu may leen ko di leen dig daje nag mardi incha allahu rabbi di ñaan yàlla mu suturaal ñu ba corona jóge fi jërë ngeen